bëgg a dem mu jaral leen lu ne asalaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi seetaan Diaspora TV 73 fii ci Istanbul ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax tey nag yéen a ngi seen émission Thiodo Modou Modou Thiodo Modou Modou tey dafa am gan gu mag a mag gan goo xam ne yaakaar naa ne kenn dootu ko présenté ci Sénégal rawatina fii ci Istanbul di général MSD nekk quelqu'un ki nga xam te ni ñëpp xam nañ ko bu baax a baax ci lépp ci mode ci sañse ci lépp loo xamante ni rek yaakaar naa ni nit ku baax mi ngi koy def xam nañ ko ci loolu ba tax na tey ñu ngi koy nuyu fii ci seen émission Thiodo Modou Modou ci Diaspora TV 73 MSD général ñu ngi lay nuyu. salaamaaleykum Mbaye Babacar maa ngi lay nuyu di nuyu tous les téléspectateurs de Diaspora TV 73. Je me présente, c'est Matar Saliou à l'état civil, connu sous le nom de MSD 5 étoiles, général, artiste créateur de mode, conseiller en images, le PDG de la boutique 5 étoiles. Je suis sénégalais, c'est identité, passeport, en sapologie, je suis congolais. Je salue toute la communauté sénégalaise et toute la communauté africaine et je salue toute la communauté congolaise. Mboté, mboté. Voilà, MSD général, vraiment content de notre présentation parce que jaar na yoon mashallah MSD bu loolu weesoo tamit dañuy daal di ibbi waxtaan bi mu gën a yaatu ñu bëggoon a xam tey jii MSD ndax mën nga ñoo xamal kan mooy MSD général. MSD général moom mooy kan mooy Matar Saliou di doomu réew mi di ay jeune sénégalais juddoo ci famille bu baax mooy nuyu de passage sama papa Saliou Diop talibé Serigne Saliou bu mag bi di ko ñaanal gudd fan ak wér di nuyu sama yaay Ndiaye Diatta Ndiaye mère Thiama di ko ñaanal gudd fan ak wér balaa dara damay sant sama ñaari waajur rendre hommage tey bépp jàmbaar bu nekk ci man ak courage maa ngi sant waajur bu baax bi nga xamante ni mooy sama papa ñu tuddi ko ku tedd ki Serigne Saliou moo ko def ci man yar na ma ci diine ak ci ngor def ci man jom ak courage aujourd'hui papa je suis fier d'être ton fils yar bi ma doon yar bi ma màggee kontaan naa ci amoon waajur bu mel ni yow di ñaanal sama waajur bu jigéen soxna Penda Ndiaye gudd fan ak wér tu as été une maman le mot même mi manque su may tudd sama yaay pour ma wax ci moom day jafe yaay kontaan nañ ci yow yar nga ñu fan ñu war a yare def nga ci ñun diine ak ngor wax dëgg gëm suñu bopp ak nangoo liggéey tey nu ma mënti mel samay waajur la MSD Matar Saliou un jeune sénégalais boo xamante ni mu ngi egsi fii en Turquie en 2012 bi ma egsee Turquie lu jiitu mag sama benn grand ñu doon wutaloo visa ñu doon ko Adama Ngom maa ngi koy nuyu de passage ñoo bokkoon nekk Côte d'Ivoire d'abord man Côte d'Ivoire laa nekk. effectivement kon mos nga jaar Côte d'Ivoire. effectivement doomi immigré la sama papa daf ñëw teel a yóbbu Côte d'Ivoire toute la famille était basée là. kon lii la olof Ndiaye naan doomi mbër jàngit bëre. waaw effectivement des na mos a ñam loolu confirmé na ko. waaw min na ci nag. côté boobu nag dama ci rendre encore hommage sama papa. ndax man Côte d'Ivoire laa jàngee. dama daan dem école wàcc. su ma wàccee sama papa dana ma fekk ma marché. loolu c'est envers quelle année. loolu je pense que man sama premier voyage Côte d'Ivoire maa ngi dem Abidjan 1999. 1999 parce que boobu paa bi ma ngi jógee Côte d'Ivoire ñëw fekk ma en vacances ma xaw a terrible na quoi. effectivement paa bi doo fi bàyyi mu yóbbu ma Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire fa laa jàngee. mais ensuite su ma jàngoon ba wàcc rek paa bi nag ma fekk ma marché te su ma mosoon ñëw marché damay toog ci place bi sama papa ay yëre la doon jaay kon déjà man ci li ma nekk dama cee màgg déjà dañ ma cee nampatal yar la ci waaw macha allah sol lu rafet lii nii sama papa loolu rek la xam non macha allah boo xoolee MSD xam ni vraiment ça a été quoi ça a été voilà sama yaay loolu rek la xam ma leen ciy remercier bu baax en 2012 nag laa jógee Côte d'Ivoire ñëw fii maag sama benn grand Adama Ngom ñoo waroon ànd mu jiitu ma fii bi ma ñëwee moo fi dalal ma fekk ko fi Adama Ngom maa ngi koy nuyu di nit ku baax maa ngi moom depuis Côte d'Ivoire la du ñëw du fii lañ xamante bi ma ñëwee l'objectif c'était de partir en France donc je devais traverser ma jóge fii dem Grèce effectivement bi ma ñëwee macha allah nag ñëw naa fi ak moyens yu baax ma indi fi xaalis dëgg la bu takku sax dëgg la ma wax grand Adama Ngom ni ko damaa bëgg a dem mu boole ma ak benn grand jamono yooyu mbëkk mi $300 laa war a fay moom nga daan fay pour mën a dem Grèce bi ma waxtaanee grand bi mu xamal ma ni ma ci ndox la ñuy jaar man ko moi je risque pas ma vie yàlla daf maa teral nit laa man ko problème bi di $300 macha allah man xaalis laa indaale Turquie mais man ko grand du ma dem damay toog grand bi ni ma dëkk bi metti na trop
mais man damaa mos a am ful la. ma ne ko grand ñaataat nga fi def si à l'époque boobu man ma je fais 7 ans. dëgg la ma ne ko def nga fi 7 ans te yaa ngi toog. ma ne ko man je vais rester et Inch'Allah je fais mieux que vous. gëm-gëm boobu moom moo leen may nga atteindre say objectifs. Effectivement moo tax ñu ni doomu aadama bu nekk la nga nekk na nga ko gëm bu ko gëmee rek ëllëg moo lay jariñ. Effectivement loolu gis nañ ko ci yow ndax ko xool MSD général macha allah xam ni dafa gëm boppam. dëgg la si laa toog ma toog ci kër gi 3 jours 4 jours grand Adama Ngom wàcc ma ne ko grand lu fi am. man ma marchand ambulant moo fi am ma ne ko c'est fantastique je l'ai fait pendant 7 ans def naa ambulant juróom-ñaari at jaay naa lu ne ci àdduna dama ambulant ba rodde soog a ñëw Turquie. dëgg la man ko boo wutal leen ma canta ñu ànd ci guddi ñu dem ci benn gars mu jënd ma canta. et man Côte d'Ivoire bi ma fay jógee dans les 5 dernières années place la yoroon doon jaay bijouterie loo tax ma bëgg lunette ak accessoire parce que maa doon jaay ay verres optiques avec des chaînes plaquées ñu dem ci marché bi ñu jënd ay montre ñu xëy je me rappelle bien grand bu baax mook Pape ñu yóbbu ma dëkk bu ñu naan Sultan Belli. Sultan Belli. waaye ñu àgg fa vraiment grand bi di nit ku baax nag ndeysaan. su client ñëwee sax da koy xër ci samay marchand. bëgg ma jaay. te mënu ma wax ak kenn. su jaayee montre am sax day jël sama montre teg ci place am jox ma xaalis. lépp ngir bëgg nga miin. ngir bëgg ma miin. man nag bëgguma sonal kenn affaire bi diis ci man benn fan lañu àdd. bañ xëyaatee ñu ñëw ba ci Béazit war a demaat dugg ci bateau bi ma ne ko grand su ma duggee ci bateau bi damay neer damay wàccu te barki Serigne Saliou lay gu rafet la woon ndax bëgguma koo teg coona mun ma booy léegi kaa ñu dem man ko no grand damay neer te bëgguma teg gàcce man ko xam la ñuy def yéen da ngeen di xëy ngeen bàyyi man ma jëm sama yoonu bopp barki Sëñ Tuubaa Turquie benn fan laa fi ànd dañuy xëy man ma foo jëm man ko grand bis bu ñëw ma dugg si laa taxaw fi arrêt Béazit benn bis dafa ñëw gaare ma dugg bis bi dawa ba sori ma wàcc lii la naan loolu doonul taalibeem ma rek doo doon sëriñam. oui loolu firndeel na li ngay wax nii daanaka lu ci bari def ko firndeel. ndax loolu noonu auparavant la woon. mais tey mën naa ni rëccu ci dara. kon donc je lance un appel rek à tous les jeunes yi nga xam ñoo nekk fii ci Istanbul dëkk Sénégal wala nga dëkk si beneen nationalité ñu war a bàyyi xel xool ku mel ni Matar Saliou MSD général ngir jàng ci moom ndax li nga wax fii yaakaar naa ne sensibiliser nga jeunesse Sénégal gi yëpp vraiment là moom je suis très content avec toi. merci beaucoup dëkk boobu si laa dem yàlla dogal ma marché bi dox loolu ngoon gi may bëgg a wàcc ma réer ma daje benn gars bu dégg tubaab moo ma indi ba Béazit jamono jooju ñoo ngi dëkk fii nii ci Béazit boo wàccee mbartal gi grand Adama Ngom mu ngi dëkk foofu ak Papis mu ngi Paris ak grand Doudou maa ngi leen nuyu ñu ngi dëkk tamit soxna su baax su tudd Aïda Khalifa di sunu yaay ji moom boobu lañ xamante muy jigéen joo xamante ni sama yaay la ci dëkk bi bi ma wàccee Béazit ma réer si laa xamante koo xamante ni fait partie de mes meilleurs amis ici muy Adama Ngom Adama Gueye maa ngi koy nuyu chérie Aïcha Baye Niass ma romb ko des fois mënu ma booy foo jëm man ko damaa réer kay Aïda Khalifa laa jëm mu indi ma ci kër gi ñu xamante après si laa def Istanbul man Istanbul 20 jours laa fi def ma jël samay responsabilité jënd carte Istanbul bu ma nee damay dem ci àll bi c'était en 2013 grand yi ma dëkk ni ma da ngaa dof xanaa tu comprends même pas la langue mais man damaa gëm sama bopp j'étais venu ici pour ici man ñëw ma fi pour toog ñu commencé dem ci àll bi di dem ak ñëw di jaay montre ba en 2014 si laa jógee ci àll bi ñëw parce que ce jour là c'était très difficile boobu dëkk bi ñu nekkoon policier ñu ñuy sonal sama xarit Mamor Faye maa ngi koy nuyu ak Ablaye Sène ñoom ñëpp dañ leen a téye déporté leen yàlla suturaal ma toog fii léegi bu mujj bi jour boobu police civile habitants dañ maa dàq gu metti ba auto freiné ci sama cheville bi ñu nangu samay bagages maa ngi gàddoon sac boo xam te j'avais fait quelques jours ay 4000 et quelques télé mu ngi ci biir léegi bi police municipale bëggee jël sac bi ma ngooy ci gars yi di xëccoog man di ma bëmax dóor def lu ne li ma sauvé jour boobu ma ne pas imam moo ñëw intervenir yuuxu leen population bi génn farak man parce que li ma doon bañ moo ñu yóbbu sac bi parce que bagage naa ñàkk naaw xaalis baa ngi ci biir après si lañ ma libéré si laa ñëw Istanbul bi ma ñëwee quelques montres yi ma desoon sam ko ci salle bi gars yi ma dëkk loo ma leen damay bàyyi jaay montre dama leen koy jaay damay xëy wuti liggéey ma waxee loolu gars yi wataloon dañoo toj moo tax MSD kon jot nga jaar ci ay difficultés yu metti parce que li nga expliqué nii képp ku ko fi xaarul bu la fi fekk kon gars yi ngeen xam ne Modou nekkul lu gaaw Modou nekkul yoon boo xamante ni da ngay ñëw rek tout et tout de suite non c'est impossible lépp loo xaarul du la fa fekk parce que li muy wax ni c'est quelque chose boo xam lu mu dund la lu mu jànkonteel la bu metti woon lool c'est des moments très difficiles ba tax na tey maanaam suñu borom xam nga di ko taw fee xel da ko fee xaar kon gars yi na ngeen xool ci Matar Saliou MSD général parce que li muy wax ni lu mu dund la du mu yëg la def naa marchand bi 3 ans si dëkk bi bi ma samee montre ni damay xëy wuti liggéey sama xarit Adama Gueye daf maa yabal ma boo da ngaa dof quoi yow déggoo sa làkk baa nga da ngay wuti liggéey waaye ko jo décidé naa quoi faa may sañsee di toog ci boutique yi di jaay quoi ma jaay sama montre ci guddi gi ba xëy dara ba 10 heures
sangu ba set wecci sol sama lu nice xëñ parfum bu neex lal li dox benn boutique dugg foofu ni ma non soxla wuñ keneen ma dugg faneen barki sëñ Tuba bi ma duggee ñëw ni salaamaaleykum maraba ishlazim waaye dafa jóg xool ma pour wane ni nit valoriser leen seen bopp seen jëmu ji investir leen si gëm ci sa bopp mais waaye dafa jóg xool ma ni may waa bëgg liggéey ba ne ko wi man la bu ma yan làkk nga dégg man ko dégg naa turki dégg naa français mun ma anglais ak arabe man ko dégguma ko mais moo fi toogee dama koy dégg am audacité ndeysaan sama image moo charmé waa ji parce que dégguma turki à l'époque mënuma sama mag nekku fii dafa voyager mais yow sa personne sa profil soxla nañ ko léegi da ngay toog après 2 jours tu reviens jël sama numéro magam ñëwut mais li mag yi ñàkk ñëw moom bëggul ma rëcc leen mu woo ma téléphone ni ma da ngay ñëw di xëyaale di wàcc ba sa mag di ñëw en attendant ngay xaarale mag bi muy ñëw pour mu ñëw mën a joxe résultat effectivement ñu woo ma ni ma suba 8h ñëwal man nelaw ba 10h dew ma 10h mu waat ma xam ne mais marchand bi macha allah jaar na yoon ma laal 10h laal 5 say ñëw dugg toog wallaay ndeysaan dëgg la client ñëw ndeysaan mooy ma mystère var ma jóg benn algérien la man ko bro welcome man ma tu parles français man ko c'est bien fa duri fu nante man ko waa ji ne parle pas une autre langue s'il te plaît parle français je suis nouveau ici et je parle uniquement français effectivement waa ji d'accord ma dem ci naar bi ni ko daal bi ñaata la man ma 150 la man doomu jaaykat la aw ma métier commerce rek laa xam je l'ai fait pendant 12 ans de général li nga xam te di moo du si nag yi mën naa ni xajandawul ci cin li ndax yaakaar naa ni booy wax sa jaar-jaar fii ba suba duñ fu jóge parce que ku ne xam na ni c'est des moments très difficiles yoo xamante ni jànkonteel nga ko fii ci Istanbul loolu yaakaar naa ni képp koo xamante ni xam na MSD xam na bu baax loolu kon xam naa ne bu ñu ko doon wax fii ba suba noo duñ fi jóge ba tax na de bëggoon naa nga leeralal lan moo indi turu MSD ak fan la jóge. ok damay def une petite parenthèse rek ñu dem si lañ ma après mag yi ñëw ñu embauché ma ci boutique bi. ma fekk fa nit ku baax muy Mansour Ka di ab Sénégalais tukulóor vraiment ñu accueilli ma ci boutique ba. acte bu rafet bi may dem ci boutique ba j'ai trouvé plus de 7 personnes yu fa doon liggéey. ma ñëw nekk seen biir ba ñëpp jóge fa ma doon fa les capots. bay naar bi wóolu ma trop nag. ba pare ndax liggéey bi damaa amoon amouram. joxe volonté bi. parce que booy liggéey ci nit. loolu c'est un conseil je donne aux gens ñi liggéey ci nit bu leen considérer seen bopp que juste que damay liggéey fii ñu may fay parce que boo considérer sa bopp que damay liggéey ñu may fay rek statut wu liggéeykat ngay yam mais boo considérer comme sa société tu deviens un partenaire à l'intérieur pour lu wóolu parce que naar bu demee ba buy commande bagage ànd ak yow ba ci fabrique ba bàyyi fi barke Sëñ Tuubaa ñu mbokkal ndey ak baay taxawaa yow ni la sa avis lay laaj wóolu na la lu muy dugal ci dëkk ci boutique bi da lay laaj buy génn ne la boutique baa ngi noonu c'est parce que j'avais l'amour ak considération ci li may def yàlla doon ay jamono il faut m'expliquer c'est très important benn bis ñu jël benn kii nouvel embauché mu ngi tudd Abdoul Sy c'est un Mauritanien bi mu ñëwee ci boutique bi mu liggéey ba ngoon sans patron ni ma kii xamul liggéey bi quoi dafa sedd effectivement dama koy dàq ba nar dafa maa wóolu woon dëgg la man ko non bu ko dàq parce que muy doog a ñëw il faut nga may ko chance ma épaulé ko ba une semaine 2 semaines soo gisul résultat tu peux prendre une autre chance mënuma wii li tax may leeral lii mooy nit koo gis considéré ko sa bopp mën na laa jariñ wala ndeysaan yàlla dool kooku ma di ko épaulé ba mu toog ci boutique bi effectivement kooku noonu tey jii man jariñ na ma loo xamante ni xaj na man su ma iñaanoon di sans patron nañ ko dàq du ma ko jariñ moo tax lu baax moom balu tànk si la boo ko dóoree day ñëwaat si effectivement parce que man damaa mës a bëgg solu bëgg mode dëgg la mu doon nit comme ne dafa jàng nag di intellectuel su ma doon def ay publication ci ma page Facebook dama naa ko téyel téléphone bi man nag dama artiste la damay xalaat moom muy bind pour bañ a def foot dëgg la en 2014 fin bi je me rappelle maa ngi sol benn tenue armée général ma photo bu rafet dëgg la mu téye ma wax ko benn test mu bind ba test bi gudd man ko dañoo war a tëj test bi dafa ñu tëjee ko moo bu am charisme moo bu flattant te jour boobu déjà maa ngi commencé woon di dégg général le gars là c'est général il aime parce que dafa bëgg yëre soldat bi tout kon général bi yàgg ko dégg non loolu depuis 2013 affaire yooyu après effectivement c'est là qu'on est Hubert on doit mettre ma marque en position man ko man faa sama marque daal di nekk en position te mois bii lañ ko war a xalaat dëgg la maa ngi moom ñu toog di xalaat su ma joxee lii mu joxee lii su ma joxee mu joxee après mu ma Joe j'ai trouvé quelque chose effectivement on a mis général il faut quelque chose qui frappe on met MSD dëgg la da ko wax rek man ko putain là t'as frappé fort loolu moom moo indi turu MSD général bi man ko putain t'as frappé fort parce que MSD c'est moi effectivement c'est Matar Saliou Diop effectivement man oui ñu def première publication mu jàll affaire bii waaye photographe bi laal 3800 et quelques vues Facebook bi neex yëngatu loolu moom moo gën a lancé kon waaye jour boobu la MSD flotté sur les réseaux sociaux def bëm léegi bi mu defee bëm nag man ko mon frère ñiy lire
am na. dëgg la mais am na ñoom tamit mënuñoo lire. ñooñu faaw ma wax ak ñoom faaw ma sol ba dem bu personnage. dëgg la si la commencé ça bu ma xëyee damay def ay vidéo su ma ñëwee ma ne MSD le général aujourd'hui je suis sapé de haut en bas. dëgg la à sapologie congolais. effectivement commencé def vidéo yi pour lancer marketing bi affaire di daw foofu la turu MSD daal di juddee. mais léegi nag li gën a lancer turu MSD may ko doole nag. ma bëgg Wally Seck. man maay le président de toutes les Faramareen d'Istanbul. Faramareen yëpp nangul ma ko mag ak ndaw. dañ fa war a indi Wally Seck ma jël affaire bi communication bi en main. saa bu ma xëyee naa ci def ay snap def ci ay vidéo MSD le général vous donne rendez-vous telle date. ngir bëgg affaire bi am émotion quoi. ngir bëgg. concert Wally Seck bi am pub. mais ma personne aussi da si jàllale. dëgg la ñu doxal lool ba Wally Seck ñëw Istanbul bi mu fi ñëwee may nuyu vraiment sama mag de passage Amza Bal. ma ñëw seet si ma ànd ak frère Wally Seck Bouba Diop ñëw jël si ma sama place. ñu dem audience man ak Wally Seck kase si biir chambre bi ak Soxna Aydara ak Bijou Diagana ak Papa Ndiaye Teranga. Amza Bal taxaw présenté ma Wally c'était la première fois nag ma gisante ak Wally Bal dama ko yàgg bëgg moo naa jamais eu le temps de se côtoyer. Amza ni ko kii sunu rakk la MSD le général man maa la fi indi nag. dëgg la mais kii li mu ci def ci communication ak li mu ci wax ñi defu ko ci. mu gore loolu da cee daj lu ne quoi. xam nga mënoon naa bañ a wax loolu. dëgg la Ndiaye tamit ni ko kii mooy le président de toutes les Faramareen. da lay xeexal di la xulool foo ko déggewut. ndeysaan te sa bis bii. saa bu xëyee da ciy wax ba sonn. biñ floqué billet VIP yi man maa njëkk a jënd 4 billets VIP yi. ndeysaan li may toog si kanam. ba pare forcé ay nit ñu dem. bëgg dafa métti. ma ni ko Maria Sine may sa bigé maax là je suis très ému. dëgg la ñu gisee. dëgg la bëgg gi yàgg na. mais tey la gisee bi suñu borom dogal ko. dëgg la ma ne ko man maay le président de toutes les Faramareen d'Istanbul. dëgg la yàlla daa dugal nag ma bëgg la. te yàlla kase tax. ndeysaan ma ne ko sa bis bi daj naa ci coono bu ne. Amza Bal man daf maa woo. dëgg la ne ma kaay ñu boole la ci organisation bi jox la badge. man ko man soxla maa bokk ci organisation bi. effectivement parce que man Wally Seck dama koy yokk pas di ko wàññi. dëgg la parce que man ko man organisation bi su ma si bokkee maa ngi ci nekk bokkuñu. maanaam saa su ne yaa ngi xool loo xam te ne daf koy jëmale kanam wala dafay yokk cote de popularité. effectivement parce que nga dox ci loolu. am na ñu nekkoon ci organisation bi organisation bi jeexee ñoom dañuy génn bokkatuñ ci Wally man dama bokk ci famille Wally man ko bàyyi leen ma jël sama feuille de route. dëgg la si la Wally toog man ko vidéo yëpp man ko li ma ci def ci ay snap ëpp na 200 et quelques. li ma ci def ay direct ci Facebook Instagram man ko Turquie man rek maa ko fi def. effectivement man ko sama profil Facebook ak lépp man ak benn boy bu naan ci ko Faramareen ñoo ko ci def. dëgg la mu gore loolu mu ne ma baax na. ba kon di nga dégg-dégg. déjà kon maar bi ma gisee. am na yéene way ma. am na yéene rendre ma hommage. parce que l'artiste lim la mën a rendre hommage ça traverse sa voix. dëgg la mais ki la bëgg lim la mën a rendre hommage. mooy tu remplis populaire. dëgg la et te défendre partout. et je l'avais fait pour lui. loolu am na. sa ngoon nga. si la ma way bu rëy ba. sañ nga MSD général. ma def fa spectacle. waaw foofu la lay doge nag MSD lan mooy sa diggante ak sañse ndax macha allah gis na ne MSD dafa mën a sañse donc ñu bëggoon tey nga waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy say fans waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo lay bàyyi xel di la suivre à travers Diaspora TV 73 nga wax MSD lan mooy digganteem ak sañse lan moo la booleeg sañse. waaw dëgg la sañse ça date de très longtemps. effectivement. sañse éducation la si nit. dëgg la. sama yaay maa ngi koy sant di ko gërëm. ndeysaan depuis à bas âge sama yaay def ma tàmmal set. effectivement sol lu rafet. maanaam dana cee nampatal. léegi ma cee nampatal. ndeysaan sol lu rafet. dëgg la. sama papa tàmmal ma ci sol lu rafet. ndeysaan c'est une éducation. effectivement. sa doom bu juddoo ci kër gi ni nga mel. noonu nga bëgg gis day bëgg di mel noonu. ndeysaan dëgg la. souvent sax da ngay gis nga xale buy foofu ci kër gi xëcc sa mbubu daa koy sol. ndox ba direeku daanu ndeysaan amul boobu màgg ci man. ndeysaan mais bi ñu demee ci concert Wally Ballago Seck yi parce que man dama yàgg am vision. dëgg la. si laa ni ko ma ne sama xarit bi ñu toog Wally di way ma ne ko. nous sommes en 2017. ma ne ko aujourd'hui c'est un jour parmi les jours. dëgg la. l'artiste est là sur scène. dëgg la. ma ne ko ñaaxarañ looy laa. ma ne ko le monde me suit. adduna ak may seetaan. ndeysaan ma ne ko ñu bëri ñu ngi may dégg. mais aujourd'hui je dois montrer que je suis un monstre moi je suis un artiste dans tous les plans. tu dois montrer que je suis un monstre effectivement. ma ne ko Wally est sur scène ma ne ko est-ce que mos ngaa gis Wally Seck si kaw scène mu ree. ma ne ko dinaa ko yéeg fekk ci ko ci kaw scène am. on va mettre de l'ambiance et je vais faire rire l'artiste. effectivement et son public. bi ma yëgee si la ma Wally Seck waaye général ma dóor may menton bi. ndeysaan daal di nii. gars yi garat yaa ngi nii. public bi yuuxu Istanbul man kese lañ fi waaye demal ci YouTube. ndeysaan bi ñu nee général MSD xoolal ñi nekk ci salle bi ñëpp a yuuxu comme si le Sénégal avait marqué un but. c'est la santé ne àdduna ma bëgg. ndeysaan Wally Seck waaye ma wëndeelu. su ne ma 5 nag ma wax ak bëri ñoom tey jii. nangu nañ. dëgg la mais li ma def ñu ngi ma ci doon ree. dëgg la. et te biñ ma ci doon ree yëpp
musuma metti. dëgg la dégg naa MSD amul ambition. dëgg la dégg naa MSD solo que si mi la nekk ci dëkk bi. dëgg la dégg naa MSD dafa dof. dëgg la mais benn bis ndeysaan sama benn xarit da ko doon naqarlu Arafat Diallo maa ngi koy nuyu de passage mu ñëw ni ma cargo bu ma dugg xuloo parce que li ñuy wax ma ne ko fii soit fair play là. il faut respecter la liberté d'expression. ba ñi ñuy wax seen xalaat effectivement man ko man kenn bañu ma ñëpp ma bëgg. mais man ko dama indi ci àdduna lu nit musta xam. man ko je suis le seul oto bi ci kanam sa kenn du ko. oui man ko je suis le seul Sénégalais qui va faire parler de moi dans la mode. et autrement effectivement dëgg la. autrement. man ko li may def avant moi MSD mosoo gis Sénégalais bu ñimee taxaw. dëgg la sol 5 couleurs à 8 couleurs. dëgg la bi ma ko commencé sol coow li commencé bëri mais man léegi su ma ko solatee damay def vidéo. dëgg la di leen mais MSD décortiqué 5C maa ngi sol dàll boo xamante ni vert en transité la pantalon rose dragé. dëgg la daa def chemise. c'est général le di leen blanc de couleur. macha allah mais pourtant des fois nga gis ku sol tout blanc ne benn couleur la sol blanc de couleur c'est des complémentaires. bu ñu nee coloré mooy quelque chose qui sort c'est qui est coloré. le noir de couleur. noir ak blanc ils font pas partie des groupes de couleurs. may le seul 5C4 sénégalais bi nga xamante ni damay solu ba pare li ma sol mu wax la turu couleur bi ak santam pourtant am na ñoo xamante ne dañ ko doon ree mais certains professeurs yi jàng di jàngale art ñoom ñu may suivre mais ils étaient fiers ñu fier tey ñi seen niveau de éthique sori xam nañu les couleurs on la prend à l'école. dëgg la couleur bu nekk dafa am nu mu tudd. mais lan moo tax ñu naan lan moo yàq sànce bi. lan moo tas yaakaaru lan moo tas yaakaaru sànce bi effectivement loolu dama ko dégg souvent say terme wax donc loolu c'est quelque chose bi nga xamante ni yaa ko créé wala loo xamante ni maanaam ça vient de terre à terre nii rek wala yow loolu yaa ko créé wala. loolu lépp dinaa ci ñëw. effectivement daal la ci tojal. ndeysaan mais damay joxe rek benn affaire boo xam te ne dama koo dund gis nga concert Wally Seck bi mu jàllee. dama cee dégg lu ne ndeysaan. dëgg la. parce que jour boobu man damay gam vision. dëgg la li ma doon liggéey nit yëpp barke Serigne Saliou Mbacké xamoon naan day yàgg day gudd mais incha allah lii dama koy am Turquie. dëgg la parce que maa mos a toog ak samay xarit ñi ma gëm nag. muy Badara Thioune gentleman. Papa Ndiaye Teranga Istanbul. Amza Bal. dëgg la Cheikh Gueye Mor Arafat. dëgg la man leen yéen dama leen di wax dëgg parce que ñoom man la xam nga luy dëgg. man leen bu leen jàpp ni buzz laay wut de wutuma buzz. man leen bu fekkee ñëpp dañuy xam sama tur te mënu maa faj benn aajo yàlla bu ma am tur. dëgg la man leen mais man sama tur xaalis lay doon ëllëg. macha allah ma leen MSD day doon image bu ñuy jaay MSD doon adresse te man leen léegi laa koy liggéey. c'est-à-dire que celui qui aime se battre doit savoir le goût de la souffrance. léegi gis nga nit boo bëggee tekki faa nga nangoo coono yi faa nga nangoo dégg wax yi nit ñi yëpp rek nga muñ ko nangoo boot ñëpp xam nga loolu moo lay indi tey jii fii nga fépp foo mën di toll loolu moo la fa yóbbu waxi nit ñi critique on ne peut pas partir sans critique boo bëggee dem rek faa critique yi dal sa kaw. dëgg la et puis loolu noonu gis dama nga la koy Babacar li nga bëgg. soo ko bëggee dëgg da laa war a moom. dëgg la man mode. dëgg la je suis trop amoureux de la mode. dëgg la mooy sama passion. dëgg la moom rek laay suivre. dëgg la bi ma xamee ni war naa taxawal lii lépp. mais man ni damay gis ñu bëri ñoo xam te ni bu ñu demee ba taxawal ay société ci mode. dañuy dem wuti les célébrités. dëgg la wala les animateurs ñoo may leen doole pourquoi xam nga la ils n'ont pas la visibilité. effectivement ma ni man sama gars yi damay am visibilité ba mu bëri macha allah ma ubbi boutique bi. parce que via l'internet via Instagram fépp foo dem partout ci internet bi da nga gis ay MSD mu def ay vidéo di ko lancer en Twitter Instagram YouTube fépp foo dem ci Instagram fépp foo dem da nga fay gis MSD général boo tapé da nga koy gis loolu point la boo xam te da nga ko xeex ba gañe ko. waaw dama koo xeex te maa ngi ko njëkk a xeex ci kaw seen Wally Seck. dëgg la Wally nag ma koy remercier ndax nit ku baax la lancé na ku ne. xëyee ndeysaan coow li bëri xam naa ci ku ne célébrité bu ne macha allah contact yi gën a bëri àdduna ñu bëri bëgg a échanger ak man. ci jënd yëre ak jaay te man loolu laa bëggoon parce que man ci mode laay yëngatu mode boo ci amul visibilité mën ngaa bàyyi liggéey bi ku am profil lañ soxla macha allah man am naa profil bi damaa mën a sañse effectivement xam la soxla woon les 4 coins du monde xew ma mais jour boobu tamit ci laay dund tamit li ma gën a metti dëgg la après 13h 14h à ma grande surprise sama yaay woo ma dëgg la am na ñoo xamante ne ci famille bi woo nañ ko Matar Saliou Wally Seck ñëw na Istanbul yéeg na ci kaw seen la mu liggéey yëpp jox na ko la mu liggéey jox ko artistes yi la topp sama yaay wooma man ko oui yëg naa ci kaw seen Wally Ballago Seck may naa ko $150 man ko entre équivalent de 55 ou 60 000 francs mais man ko Wally Seck nit mënu ko may lu mu amul ci àdduna. dëgg la te man ko maman si c'était à refaire je vais le refaire. effectivement parce que li may def lii pour sama business la. dëgg la sama yaay nag ndeysaan dafa xam man maay kan. am compréhension. manuma je te comprends très bien. dëgg la mais man sax
du ma suivre réseaux sociaux yi. dëgg la nit ñaa ngi may woo. boobu ba léegi ku nekk ngi wax. dëgg la man ko di nga ci dégg lu ne mais muñal. dëgg la samay famille am na ñu ma ci contacter ñii xas nañ ma ñii saaga nañ ma ñii wax nañ ma lu ne. ma daal di noppi te pourtant ci sama famille boobu ñi ma doon xas. ak di ma wax lu metti. dëgg la am na ñoo xamante ne bu ñu amee xew. dëgg la génte muy céet. man Matar Saliou la ñuy woo. dëgg la sama alal bi moom tamit maa ko ñàkk. par 12 heures de travail fukki waxtu ak ñaar. dëgg la ma jël ko may leen ko te bu ñu fa demee ñu jàkkaarloog bongo man wala ab giwél mu way leen ñu maye ci sama barke. dëgg la mu leneen naan. ku tekki rek bëri. si laa xam ne àdduna dëgg la ndeysaan il y a de l'injustice partout. dëgg la. wax ji bëri rumeur yi bëri ba ci Turquie. ba ci fii Sénégal yi nekk fii ci dëkk bi ku nekk di wax. jour boobu tellement dama mer ndeysaan mosuma dellu ginnaaw mais damaa dugg sama Facebook. dëgg la ma jël vidéo yi ma posté woon ma retiré ko. dëgg la jour boobu mer naa ba bind naa benn testo boo xamante ne ndeysaan képp ku ma xam rek. am nga lu la metti. dëgg la ma ci nuyu de passage nit ku baax muy grand El Hadj Dieng. dëgg la El Hadj Dieng. El Hadj Dieng mi nga xamante ni. moo nekk fii ci centre bi di jaay yëre. yore agence de voyage bi. El Hadj ba ma xamanteeg moom ba léegi lépp lu ma mës a am ci mbégte ñëw na participer si. jour boobu moo njëkk a ñëw sama place ni ma rak coow li bëri na de fu ma dugg ñit ñaa ngi wax man ko mais grand c'est rien ça va passer. dëgg la ku bëgg dara. faaw nga dégg dara dëgg la toog tuuti sama xarit Adama Gueye ñëw wax coow li bëri. et puis ku boot bukki tamit xañ boobu la. jour boobu. naqara xol laa yendoo parce que wax ji egg na fu ne maa ngi dégg lu ne am na sax ñoo xamante ni jege nañ ma trop ñu mere ma si te man ce qui me faisait rire en fait dafa am lu ma si jàng. man xaalis bi ma mayee ci kaw scène c'est mon argent. ça te concerne. maa ko moom keneen yow la te man bi may ñëw fii Turquie. man xam naa ni sama papa ak sama yaay sont fiers de moi. effectivement man Mbaye Babacar. dama ambulant ba dajale sama xaalis sama bopp Turquie. tukki wu ma xaalis yaay tukki wu ma xaalis papa. ndeysaan sama papa mu ngi may suivre bi may ñëw fi papa bi ma ko ne am naa visa. dafa laaj ndax fay naa waa ji. fay naa ko ndeysaan mu woo waa ji ni ko ba fay na la ko fay na la. ndeysaan ma toog ay fan mu ma dañ lay daggal billet man ko non dagg naa billet pare. bi ma ko tàggoo pare dafa génne 300 000 francs. ndeysaan ni ma yóbbaale ko man ko père yor naa xaalis. ndeysaan man sama yaay ni ma bàyyi sago bi. man ko mère barki sëñ Tuubaa may ñëw Turquie 1 million 300 000 francs laa fi wàccaale. wax ma ko ngi dara macha allah ba na mën mu di ko fi indaalewul. maa ngi nuyu Omar Touré mi nekkoon fii ci centre bi Omar Touré c'est mon homme de confiance. Omar Touré Japon dëgg la. bi ma ñëwee xamante mooy fan moom laa dénk sama xaalis. toog di liggéey. mais gis nga coow loolu ma dund après nag bi ma toogee fan nag ba coow loolu critique yi jeex nag 3 jours après la ni si c'était à refaire. du ma may Wally Seck $1. 50-50 laa koy may. c'est-à-dire que critique yooyu noonu moo la def tey jii li nga doon. waaw critique yooyu noonu moo tax tey jii ñu dégg Matar Saliou fu nekk ci àdduna moo tax nit ku ci nekk war a accepter les critiques. comme ni ma ko waxoon sànq dama koy ñëw waxaat la ko noonu. xam nga lu tax si daa refaire je vais mar $50 $50. man Wally Seck daf may jaay. à travers sa scène. dëgg la tey jii man business en ligne bi ma doon def. après jour boobu sama connaissance dafa élargi ci monde bi. effectivement dafay gën a yaatu. xoolal. si la intégré ci link showbiz bi. dëgg la. waykat booy dégg Sénégal mu mën a way. voilà effectivement c'est mon ami. ci noonu laa jaar nag laaj la bu ñu génnee Wally Seck ci buumu lamb ji yeneen artistes yi lan mooy sa relation ak ñoom yeneen artistes yi. instant bi Mbaye Babacar xam naa ne bu ma doon lim sax du ma fi jógee. ndax xam naa ne artistes sénégalais yi bari nañ mais bëggul na ma xam yeneen artistes yi. lan mooy sa relation ak ñoom. à travers Mar bu ñu ci génnee Mar la Golden Boy. émission coono Modou bi Diaspora 73. dafa yaatu. maanaam ku nekk am na ma l'exclusivité mais vous m'avez en gros plan. Diaspora mooy télé bi tukkil jamono di site internet bi nga xam te ni bokkut ak benn site. donc parce que yéen. jamono ji ñu ne. da ngeen maa waajal moom moo fi nekk. da ngeen maa waajal. den maa waajal. déggoo mën la. ndeysaan si la link bu nekk. ñëwee ma xam ku ne. ndeysaan jaxasoog nit ku ne si laa xam ne man li may def nii. mën na maa jariñ. ndeysaan. il faut me rendre hommage certaines personnes di tudd seen tur. ndeysaan parce que ku gore la yi moo servi. ndeysaan te Babacar adduna koo xam jàppee ko ne sa bopp. dëgg la Babacar nit mooy def nit. dëgg la Babacar MSD ay ñitte ko def. ñoo ko def li mu doon. suñ manqué woon. dëgg la du ma doon li ma doon. ndeysaan maa ngi rendre hommage Mouhamed Diallo Moua Arafat. ndeysaan ñu ngi xamante en 2017. ndeysaan bi ma ko xamee mu ñëw sans place ñu waxtaan ndeysaan mu bëgg ma nangul ma. man ko damaa bëgg nga doon sama ki may photo ak di ma vidéo ndax saa bu ma xëyee fa moom photo ak vidéo parce que loolu moo mën a yóbbu fi ma bëgg il faut nit ñi di ma gis di ma dégg saa bu xëyee bala moo xëy dina ñëw ñu dem fële daal ci benn hôtel ma taxaw may pose yu bizarre yi wengalu des fois sax may photo waaye ñi di ma ree na xoolal dof bi ki dafa soof quoi ko fils on assume la responsabilité tey jii sama tur fu mu egg ci àdduna ak samay vidéo
moi Arafat Diallo am na ci part. ndeysaan. su taxal woon di ma photo ki nekk Sénégal du ma gis. moom moo tax nga doon tey jii li nga doon. ki nekk Europe du ma gis. ndeysaan dëgg la. mu am ci part. ndeysaan. su ma mësaan a manqué damay wokk naan Babacar Mbaye Prince. ndeysaan mooy ñëw jàpp si. dëgg la. yàlla doo ba benn bi sama benn xarit Maxa le jeune bijoutier Maxa borom Pikine chéri Mimi. ndeysaan. mu ñëw Turquie ndeysaan di nit ku baax ñu toog waxtaan et tout ñu échanger te lu bëri mënuma sa waay yow ku jar a jàppale nga. ndeysaan dëgg la. ndax li ngay def dañ koo xam. dañ lay teg loxo. ndeysaan. yàlla dogal mu def fi ay fan bi mu duggee Dakar mu jékki-jékki laaj ma samay album ma jox ko sama photo yu bëri. mu lal ko waa Voici Dakar. ndeysaan. jox ko waa Voici Dakar neen kii dama bëgg ngeen bind ci mu article. ndeysaan. ndax un jeune sénégalais boo xam te ni artiste créateur la. te dafa indi touche am ci mode bi mu fiy def lu nit musta def. dëgg la. damaa xëy yeew rek gis gars yi di ma envoyé capture d'écran yi. ma dugg Voici Dakar. dëgg la. kon de chaque jour en jour yàlla mu ngi ma doon wan ni li may def. mën na maa jariñ affaire bi. te à chaque fois bu loolu bi après rek ma gisaat audience bu bees public bi di gën a yokk. ma ni macha allah ñu daw di daw bay jamono koor gi dugg si. dëgg la. sama xarit ma ñuqu bajaan. ndeysaan. dama MSD. ma ñuqu bajaan mel le grand artiste. dama MSD. li ngay def. ndeysaan. li ngay def ñun dañ koo bëgg pay ay artistes lañ. ndeysaan. dañuy bégal. dëgg la ndeysaan. dama àdduna la war a dégg. ndeysaan. boobu xamoon sax qu'est-ce qu'il préparait pour moi. ndeysaan. damaa toog nii benn ngoon rek ci weeru koor gi vidéo yu bëri di ñëw sama téléphone du ma ubbi ma jékki-jékki ubbi rek ma gis ko ma naan ko combien gis nga ci weeru koor gi damay sañse comme général MSD def fukki kilomètre ak juróom-ñaar. combien naa ko xanaa da ngaa dof. ma ne ko MSD lay roy. ndeysaan. kooku li muy def moom rek moo ko def ci àdduna. ndeysaan. ma ñuqu bajaan moo doon acteur te bi joué théâtre bi nga xam te ni moo njëkk a jël sama tur. lancé ko ci sketch. à travers une sketch théâtrale. sketch boobu mu ngi doon jaar ci première chaîne nationale du Sénégal RTS. ndeysaan. ñooñu il faut ma leen di rendre hommage am ci ñoom reconnaissance. effectivement jaay na ma. lii dafay wane ni tu es quelqu'un reconnaissant. jaay na ma lii dafay wane ni nit ku baax nga nit nga koo xamante ni ku bàyyi xel say nitu démb nga. parce que dégg say kàddu gis loolu ma ñëkku bajaan jaay na sama image. ndeysaan. bi mu defee loolu gis na ay animateurs yoo xamante ni si lañ xamanteeg man mu yokk sama audience. code bi gën a am fu mu toll bëri dëgg la. ma ne ko kontaan naa may rendre hommage aussi une animatrice Sister Séni. ndeysaan. mu nekkoon Thiès léegi mu ngi Dakar. ndeysaan. kooku yokk na sama code de popularité. bokk na ci li gën a lancé. ndax da doon toog ci bande bi di bakk MSD bi di toog son bi ma Wally Seck way jaay ma. ndeysaan. may rendre hommage Didier Padros. Padros benn bu ITV. bu ITV. oui Padros bokk na si ñu participer. ci sa carrière MSD. dëgg la. muy am koo xamante ne mu ngi fii ci Turquie di Badouli. Badouli ndeysaan. nit ku ñàkk ki ñaan. Youssou Ndour laa war a joué. au CICES en 2020. ndeysaan. Fama Thioune di xaritu Badouli. Fama Thioune benn bu TFM woo Badouli ni ko Badou. on a besoin des vidéos venant de l'extérieur. dëgg la pour ñu jàlle ko ci TFM. en Istanbul am na ku fa nekk ku ñu mën a defal vidéo. Badou ni leen yaa MSD. Badou envoyé ko samay quelques affaires xam ko waaw le gars il est bon. ndeysaan. Badou woo ma dama fiis nga war a génn TFM faaw nga defal ñu vidéo léegi. ndeysaan. ma ne ko mu tal caméra bi rek ba di yuuxu ni le grand bal de Youssou Ndour MSD le général sera là l'homme de 5 étoiles venant de Turquie il va faire descendre la valise et papa Youssou Ndour dañuy jàkkaarloo yaa mën a waay mais ma mën a 5 taf. waaw lii rek toj na. Badou da koo jox Fama Thioune di yuuxu laal ko appel ni ko kii la ñu bëgg. man ko Badou damaa mën li may def. ndeysaan. moo tax ku ma soxla da ngay xaar ba ma firi. chaîne général MSD. Samba Ken Bonavita. ndeysaan. terme yu bëri yi may wax. moo ma koy jox. dëgg la. parce que ku xam mode la. dëgg la. référence la. te ñu bokk suñu Serigne Saliou. dëgg la muy nit ku baax ki may dooleel. ndeysaan. MSD général xam naa ni tey jii comme ni ma la ko waxoon sànq rek mën naa ni waxtaan bi neex goo xamante ni fii ci Diaspora TV 73 site internet bi nga xamante ni mooy tëkkul jamono tey nag gan ngeen am gan gu mag la di MSD général mais yaakaar naa ni suñu waxtaan ak yow bu ñu ko toppee fii ba suba duñ fi jóge ndax sa jaar-jaar sa parcours dafa nekk loo xamante ni lenn mënu koo jeexal bu ñu wax fii ba suba du jeex léegi ñu bëggoon a xam quelle est la relation d'MSD avec la population Istanbul yi nga xamante ni ñoo dëkk Sénégal ban relation la MSD am ak ñoom ñi ko bëgg ak ñi nga xam ne ñu ngi koy safoo saa su nekk. ma relation ak waa Istanbul vraiment relation bu rafet la. ma ci nuyu ñi nga xamante ne sax mooy waa kër gu mag. ñoo bokkaloon kër bu njëkk. Adama Gaye Mor Ndiaye ñoom Mohamed Mor Cissé Mohamed Sakho Pape ak sama gars yi mi fi bokkaloon nekk bu njëkk ñoom Baye Jibi Bisri tey ji mu ngi Argentine Mam Mor Faye mu bëgg. ndeysaan dëgg la te ñëpp samay xarit lañ. ndax su ma lay dox ci mbedd mi. MSD lu ko nit mën di waxal bokk na si ñu ëpp yitte ci dëkk bi. dëgg la ku ma romb naa gannaaw na nga def. ndeysaan. soxna si na nga def.
mais nag dama am parcours. dëgg la boo xam ne dama koo def fii ci dëkk bi muy parcours bu metti nag ndeysaan. dëkk bi dégg naa fi lu ne. ndeysaan. waxal nañ ma fii. dëgg lu la ne. ndeysaan. te moonte MSD de tooñul kenn. dëgg la. te ku gore laa. dëgg la. yàqaluma kenn. dëgg la. dama doon rek jaay sama image. dëgg la. à travers li ma bëgg. effectivement liggéeyal sama bopp lu ma jariñ man mosuma dox ci lu ñàkk fay. dëgg la ndeysaan dëgg la. gis nga bi ma créé affaire sañse yi génn nañ ci. xam nga dama avant bi ma bàyyi affaire décortiquer sañse dafa am lu ma créé muy MSD digital. dëgg la digital ma créé benn rajo. animation bi ma njëkk a def Badara Thioune laa ci may dédicace. ma envoyé ko. wallahi waxuma ko sax ni ko man la. mu ne ko gaynde déglu lu ma envoyé mu ma kii man jiji la ma ne ko benn boy bu nekk Sénégal la. ma copain kii aay na de xaaral ma laal vidéo bi waali mu laal ko waali. waaye ni ko mais saa yi kii il est fort ban jiji la mu transféré ma audio bi ma ne ko gaynde c'est moi. benn jiji bad ni ma non c'est faux ça peut pas être toi. ma ne ko gaynde c'est moi. parce que booba da nga ko tuur la dem. damay fort man gaynde je m'en mise mënuma sawaay lii bu ko bàyyi. dëgg la. ma commencé saa bu ma xëyee di def ay audio di may ñi ñi dédicace Badara Thioune si laa ko désigné comme Badara sama manager. dëgg la parce que mu nit comme ne dañuy waxtaan lu bëri mu jox ma conseil yu rafet ni ma boo xëyatee rajo bi del ma Istanbul yëpp dédicace. koo xam turam tudd ko. dëgg la koo xam agence am jàlle la ko nga jox ko ko. man ma boo ko joxee certes moom dina doon une marketing au niveau de sa société. effectivement mais yow tamit ça va être une marketing aussi au côté de toi. ñi la xamul woon di la découvrir. dëgg la ñuy def lool di jaay turu MSD bi macha allah ba dëkk bi bëgg ko maa ngi moom ñu waxtaan. man ma il est temps nga bàyyi audio yi. dëgg la di def animation bi en vidéo. dëgg la. nit ñi gis la. pour mu gën a mën a pour gën a mën a jaay sa image sama lépp dama koo préparé. si laa dem. pour wala gis nga nit li nga bëgg da nga ciy investir. dëgg la ni ma investir si yére billahi ma di jël sama xaalis dem jënd samay matériel ñëw dëgg sama kër. dëgg la. Xaadim Fall maa ngi koy bëggee sama doomu ndey barke Sëñ Tuubaa doon nekk ba sama kër 3 heures du matin. di ko filmé ndeysaan bàyyi yitteem yëpp bu ñëwee ma teg mixage bi Istanbul ku ma xam dinaa tudd sa tur may la dédicace. ndeysaan MSD nangam sangam envoyé la ko yow nga def ko statut daal ci kontaan. man tamit ma amaale ci tamit sama visibilité. dëgg la pour jaay sa visibilité jaay sama visibilité. parce que man xamoon naa li day judd. dëgg la Badara Thioune dañoo mës a toog maa ngi moom ñu waxtaan lu yàgg ma ne ko Badara dama bëgg a ubbi boutique Sénégal waaye fii tamit naa fi ubbi boutique. ndeysaan xaw ma buy njëkk. bi yàlla dogalee tuuti affaire yi dox. kayit yi bi ñu ko commencé maye. ma bokkoon ci 10 personnes yi njëkk a dem police. daal di déposé. dëgg la boobu nag ma am confiance ni dinaa ubbi boutique bi Sénégal. dëgg la ma jël sama xaalis bu bëri barke Seydina Mouhamad ay millions yu bëri sax investis ko si ay yére. dëgg la jox ko sama xarit le jeune opérateur économique Papa Ndiaye Teranga Istanbul. dëgg la di sama mag. di sama conseil. lu may dugg da koy yëg nit ku ma bëgg te yàlla rek tax. ma jox ko ñu dugal lépp ci conteneur ma toog di xaar ñu rappel ma. yàlla def ba 4 mois on m'a pas rappelé. bagage yi egg Sénégal ñu teg ko ci dépôt muy ay millions yu bëri. barke Sëñ Touba. 10 millions et quelques. affaire yi yàgg ma xam ne je suis encore là mënumaa dem. je suis fauché. ma jël bagage yi jox ko nit. kooku ñu jël benn dépôt Sandaga El Malick teg fa bagage yi di ko jaay ñu dem ba ci biir kooku tamit un peu pris par le temps mu confié ko kaneen yàlla teg ci nattu. affaire yi yàqu. mën naa ne xaaju xaalis ba yëpp. dafa seey dafa nax saa dama koo dégg. dëgg la mais gisuma ko. dëgg la man la ma ci investi woon ci xaalis ëpp na presque ay millions et millions. dëgg la la ma ci defoon barke alxuraan xaaj bi sax jotuma ko. dëgg la mu doonoon un choc bu ma metti. affaire nekk handicap ci sa biir liggéey. non doonoon na handicap bokkoon na ci li ma gën a metti. en 2018. mais foofu laa xam ne jàmbaar laa nag. dëgg la parce que pour te dire vrai dans ce moment sama capital bi yëpp laa jëloon. def ko ci. te boobu. am na ay chantier yu taxawoon ci sama kanam. dëgg la. ñenn samay mbokk ni ma defal lii ma bañ. dëgg la parce que man damaa bëgg mode. dëgg la lii laay topp. faaw ma samp entreprise parce que mooy sa ambition mooy sa rêve. faaw ma samp entreprise pour liggéey. dëgg la tax bi ma erreur bi arrivé nag mu metti trop mais ma ne grawul quoi. le coup est déjà parti. j'ai perdu de l'argent. ma amaat courage continué waat di dóor waar dajalawaat. ba ni yàlla di ñëwaatee indi may tawféex ba ñu dem ba 2021. bi ñu eggee ci mois de mars corona bi ñëw ba corona bi jeex ki ma doon liggéey un soir ma envoyé ko message. man ko soo mënee wut keneen wutal keneen ku la liggéeyal parce que là je vais démissionner. xamoon naa nag coup bi dina metti trop ci moom. parce que je fais plus de 5 ans avec lui. te macha allah. fayeeku naa fa salaire yi gën ci salaire yi. dëgg la sañ naa yëkkati sama loxo ni Istanbul je fais partie des gens mieux payés. dëgg la mais le problème c'est quoi man ko y a aucun problème faaw ma bàyyi.
jour boobu grand Serigne Seck maa ngi koy nuyu de passage te moom Rasoul Cargo nelawul sama patron moom la njëkk a woo téléphone ci guddi gi. ndeysaan. ni ko waxal ak sa waay nee na day démissionné lan mooy problème bi Serigne woo ma wax ba sonn ma ne ko Serigne le problème ce n'est plus de l'argent. j'ai voulu démissionner dama am samay projet yu may dem taxawal. parce que da nga bëggoon a démissionner ngir nekk say projet. waaw Serigne ne ma non. faa nga jàppale ko naar bi nee na boo demee dina sonn man ko je peux lui donner des jours encore ma liggéeyal ko. su bëggee mën naa ko indil nit. mais man mënatuma ñu wax ba sonn man mënatuma Serigne moomu damay taxaw tuuti ci turam di nit ku baax grand man 2014 laa njëkk a fàq damay ñibbi Sénégal. ndeysaan. ndax dëkk bu metti te boobu maa ngi liggéey am salaire bu baax. booba découragé bi ma ñëwee wax ko grand Serigne Seck gis nga dëkk boo fa nekkee da ngay wut ay référence dëgg la xool ña doon jàmbaar. ngay waxtaan ak ñoom. di topp leen ko. ñun Sénégalais xam nga lu tax may wax lii. Sénégal dafa bëgg nëbbatu gis nga li ngay nëbbu nii ay loraange rek la lay jur. dëgg la. Il y a des gens très expérimentés avec le cœur ouvert boo leen war sa soxla ñu guider la. say soxla il faut les révéler. oui ak nit ñu baax ñi aussi. bi ma ñëwee ne ko grand dama bëgg a dem Sénégal. dëgg la man ma booy am nga këyit man ko aw ma këyit mais man ko yor naa xaalis. su ma demee damay fay jënd moto visa ñëw ma booy. dëgg la man sax Sénégal laa jógee. bi may dem yor naa xaalis mais toog naa 1 an mënu ma am visa pour duggaat fii. non c'est pas facile. continue ton travail. ma ne ko non grand man moom faaw ma dem mu wax man ko faaw ma dem ma dagg sama billet. ndeysaan. doo bay quelques jours sama patron ne ma tu vas partir ma ne ko oui sama patron ne ma est-ce que doo toog ma yokkal sa salaire. man nag j'ai toujours l'esprit businessman ma dem ci grand bi Serigne Seck ma waxaat ko man ko noonu naar bi ma gis ni doom day lu ma ko wax day nangu. dëgg la. man ma doom day te ngaa dem toog man ko j'ai une idée en tête quoi xam naa naar bi du nangu loolu. bi ma koy wax sama jàpp naa du nangu. ma ñëw ni ko kar mën naa annuler billet mais une condition lii lañ may fay barki Serigne Saliou Mbacké dama ko wax mënu ma tamaam ah ma ni MSD am na valeur de macha allah. ma dem annuler billet bi nga xam ne kon nekkutoo ko ndaw. ma dem annuler billet bi. toog continuer liggéey. dëgg la. kon loolu su ma toogaatee ci dëkk bi maa ngi koy sant Serigne Seck. ndeysaan. dafa am ñu ñoo xam te ne dañu maa defal teraanga yoo xam te ne du may xaalis. dëgg la. mais jëf ji faaw moo koy wax ci kanamu caméra yi. dëgg la man loolu moo may libéré. te dama am ñaanu waajur. ndeysaan c'est très important ñaanu waajur moom mooy lépp boo ko amee bul tiit bul ragal. dama am ñaanu waajur. loo jëg ma rek jàppale da nga koy daan quoi. jour boobu si la dévoilé sama xarit boobu. sama ndeysaan projet dëgg la. moom sax xamul woon. man du ñëppay xam samay mbir dama koy nëbb. dëgg la man ko xarit dans quelques jours di nga gis li may réalisé. ndeysaan. si laa xëy benn bis ma dem ci macha allah cargo grand Almiro maa ngi koy nuyu di ko ziar moo gaawaan ñu toog waxtaan ma ne ko grand man de place laay wut. ndeysaan. ay weer ak ni may wut mais fu ma gis amut. mu wan ma foofu noonu ci ginnaaw ma ne ko fii baax na mais je préfère pas. Almiro ndeysaan tamit yokk sama fit ni ma rak wutal place bu mag bu yaatu macha allah. bu placé. bu posé bul ragal. ma ne ko grand merci beaucoup. yokk nga gaynde gi courage ndax man gaynde laa. dëgg la sama gaawaan daal di jóg sur le sang ni ma rakk nañ dem wari place. ñëw fii ci ruq bi dox biñ ñëwee fii place bi njëkk a gis mooy place bu ndaw bi nekk fii nii maag gaawaan ñu dugg maag moom ñu bokk vision man ko fii dafa tuuti ma fii dafa tuuti. man fu ma espace large. dëgg la ñu waraat fii yëpp gisuñu mi ñuy génn rek gaawaan ni ma booy am na fu ma gis fii gudd na ñu dem wooy waay ñu mu ñëw ubbi ñu dugg gaawaan ni ma fii gudd na macha allah yaatu na. fii moo baax ci yow kon on dirait que loolu moo indi place bi. waaw gaawaan ni ma effectivement fii moo baax ci yow. man ko fii baax na mais dañuy waraat xool lu ko gën tam man damaa bëgg lu exceptionnel. xoolal emplacement bu gën a placé. bi ñuy wër di wër. dëgg ñu la toogaat ndeysaan may gën a dégg tamit ay rumeur mais li ma gën a choqué ci jamono jooju man gis naa ñoo xamante ne dañ doon réjouir ni MSD mu ngi au chômage di taxawaalu ci BAZ bi non man comportement bu soxor bu iñaan boobu je peux pas l'imaginer. waaw mais c'est-à-dire que àdduna ñëpp mënuñoo bokk nangul la mais l'essentiel mooy na nga nekk sa yoon te bul gëstu te loolu gis nañ ko ci yow loolu moo la def tey li nga doon. man lijjantuma gars yi te yàlla xam ne bi ma bàyyi sama place ka fa doon liggéey barki Serigne Saliou Mbacké maa ko booleeg sama patron. ndeysaan. sama patron képp ku nekk Turquie mu xam la. ndeysaan. Moussa Faye moom may dégg sama patron daf ko woo ba ma ne ko bloqué ko. ndeysaan. Mansour mu ngi Paris sama patron woote ne ba Paris di sàkku ndimbal. ndeysaan. ne bu dee xaalis la na ñëw ma fay ko lu mu bëgg. man ndax bañ na perte quoi ndax bëgg na perte. man macha allah je touche du bois. ndeysaan. boutique bu ma nekk foofu day dox. man la nit ñi bëgg. ndeysaan. ndax man maay modd. dëgg la. yàlla dimbaluñu gaawaan sonn na ci trop. ba ñu am place bi. dëgg la. bañ jëlee place bi nag. dëgg la. may rendre hommage tamit Mbodja. dëgg la. ak Grand Nonga. ñu def liggéey bu rafet. ndeysaan. Istanbul dama fay def lu kenn deful macha allah car na ko nit ñi nangu bu kenn siisu. tu fais la ba différence pare ici. Istanbul damay jaay tur bi. ndeysaan dëgg la. xam nga tax ma jaay tur bi man maa tax ñu bëri xam on Istanbul. dirait que kon yow da nga yóbbu Istanbul ci beneen level. damay jaay tur bi doomu ndey. médiatisation Istanbul c'est MSD. MSD général man maay xorom si. dëgg la. tu vois cin de bu amul xorom da saf dëkk bi loolu dëgg la. ñi nekk bitim réew ñëpp. man la ñuy seetaan di kontaan. ndeysaan kon on dirait que yow yaa xew.
mais te du ma mës a xew macha allah. yaa xew si jamono. non mais xam nga tax nga neex ma MSD da nga gëm sa bopp. ba feebar bu doon comprimé la maa ko nan bu doon piqûre la jam naa ko damu sere mais ci engagement bi. loolu dafa ma neex daal ci yow. ñu jël place bi. ndeysaan. sama mag sama xarit. ndeysaan. ma ne ko kaa ñu dem ci ki may defaral décor bi ndeysaan. nit ñi dañ lay bëgg dañ lay yéene ba ndeysaan dañ lay mujjee yërëm. ndeysaan. biñ demee ci ki ma doon defaral lii muy Fati Abe ma engagé décoration yi Papa Ndiaye Teranga sama mag mu ngi taxaw. Papa Ndiaye Teranga benn. déjà bu gis li ma commandé comme ci décoration mu ngi jëm 1,5 million et quelque man damaa investi grand. ndeysaan. Ndiaye ndeysaan tiit booy li dafa bëri il faut nga wàññi def ndànk-ndànk ma ne ko Ndiaye c'est MSD le général le maréchal damay def Istanbul lu kenn deful Mbaye Babacar macha allah car boutique africain fii ci Turquie bu am son et lumière et décoration marchandise de haute gamme de haute couture maa ko fi indi. fii rek la am. avant moi fii ci Turquie. boutique africain boo dugg dépôt ngay gis xam nga luy dépôt. dëgg la désordre. dëgg la. boo gis nga boo demee fii nga dugg ci boutique Turquie boo ñëwee fii da nga may fan. macha allah parfaitement gis nañ ko parce que bi ñu ñëwee gis nañ fi organisation bu mucc ayib. gis nga nit li mu def. dëgg la koy nangul ak jàmbaaram. man xaaruma benn géwél tàgg may sama géwélu bopp je l'ai dit te li ma wax nii jaay wu ma maa ko def. macha allah wane nga ko de def nga ko wax nga ko. damaa ñëw indi boutique bu am harmonie. dëgg la. def décor bu rafet. def lumière lan mooy lumière boutique bi macha allah da nga fay gis boutique africain bopp ni ay lumière. non si dëgg la kon on dirait que MSD moom la nit ñi wër. man aar laay dundoo te li may def ci l'amour ma yokk ci boutique bi lumière bi. indi son. avant moi mosoo gis boutique africain booy dugg musique di fa jouer. maa fi indi musique. dëgg la. maa fi indi lumière. dëgg la ma wax la li ci gën a garaaw. adduna bi ba mu daj. doo mës a dugg ci boutique boo xamante ni yëre jigéen la ñuy jaay nga gis fa ay photo yu góor. photo yaa ngi nii photo kan la. dëgg la. photo kan la. ça fait say photo la. photo MSD la. dëgg la boo demee ci yeneen boutique gars yi xam nga gars yi bu ñu osé la ñuy def. dama xooli photo nit ku siiw taf ko seen boutique bu bëgg buzz man sama buzz man la mu ngi nii MSD. moom laa la wax sànq moo tax man la àdduna lépp looy mën di def gëm sa bopp dafa am solo. MSD ak relation bi mu am ak communauté africaine bi plus particulièrement congolais ndax ku ne MSD général ñu ni ci identité sénégalais la waaye itam ci sapologie mode congolais bi ngay gis donc tey bëggoon nañ mu leeralal mbokku téléspectateurs yi seetaan seen site internet Diaspora TV 73 fii ci Istanbul mu leeralal leen MSD ban relation la am ak communauté africaine bi plus particulièrement congolais. ba communauté africaine bi ak MSD moom relation bu nice. effectivement bu naturel. ndeysaan. bu sincère. aujourd'hui damay am audacité taxaw fii ci Diaspora 73 leen may l'Africain le plus médiatisé de la Turquie. effectivement. ah ouais ah ouais. le plus médiatisé d'Afrique. effectivement. de la Turquie. ba pare may le seul Sénégalais bi intégré communauté yëpp. ba pare aisé. ba ma fekkee tey jii ci biir malien yi da nga yaakaar ni je suis malien. effectivement. je suis free. man je m'intègre à tout le monde facile. nga fekk ma ci biir Ivoirien yi noonu mais man ak ñoom c'est depuis fi ma doon liggéeyal. effectivement man dama yàgg a préparer sama avenir. tey jii quand je dis MSD et Sénégalais si passeport en sapologie les Congolais ça date pas de cette boutique. ça date depuis là où j'avais commencé à travailler. certains Congolais me connaissant depuis cette boutique. quand ils venaient me voir je leur dis je suis le Sénégalais congolais. bon je vais expliquer à mes frères sénégalais je suis fier d'être Sénégalais comme vous mais pourquoi je vous dis je suis un Sénégalais congolais. effectivement. nous les Sénégalais nous aimons la sape mais nous avons des limites. le Sénégalais aime le noir le bleu marine. les couleurs marron sombre. alors que le Congolais c'est l'audacité. l'harmonie des couleurs. effectivement. la sape audacité la sape autrement. mélange des couleurs. et moi MSD je suis chaud comme un Congolais je le sens chaud. effectivement. mais là tu me vois je suis en punaise. ouais ben je suis en gris intensité. ça c'est gris intensité. les punaises sont partout tu vois non. à tout moment mode congolais bi day ñëw. donc et puis pourquoi je dis toujours en sapologie congolaise c'est un vibrant hommage que je rends à la communauté congolaise. aujourd'hui quand on parle de la sapologie cette identité appartient aux Congolais. c'est les Congolais qui ont créé la sapologie. la sapologie ça appartient aux Congolais. les Ivoiriens les ont imités et les Camerounais les Gabonais. ba les Sénégalais. et puis bon MSD ak communauté africaine bi nag muy lu rafet. tey jii boutique bi macha allah boutique diaspora africaine bi la. Sénégalais yi dañ fiy ñëw Maliens yi Congolais yi Camerounais yi lépp. gaynde dund naa ci dëkk bi lu metti ah. dëgg la. gis nga Pisco mi liggéey ci man. dama ko fonk. dafa jóge Sénégal ñëw tombé ak Sénégal nekk en Russie mu jënd benn maillot ñëw jox ma ni ma grand ma laa bëgg depuis Sénégal ne ma lay suivre. muy jël samay vidéo di ko def statut. benn bis j'ai vu des commentaires yi ma touché ci sama xol.
ay nit di ko envoyé message naa ko bàyyil MSD mi nga topp pourtant maag booy bi sax pourtant maag puisque du ñu ànd ndeysaan dañoo xamante mais bokkuñu lieu de fréquentation dëgg la saa buy jaar sans place ñëw nuyu ma dafa ñu samp way naa ko bàyyil MSD mi nga àndal MSD mi ni gëmul dara solo que simi la fi nekkee jaay taar la bluffeur la maanaam ay nit di yàq sama der jusque bañ ma fréquenté li ma jaaxal ñiy wax loolu kenn xamu ci sama soxla te barki Serigne Saliou Mbacké amul ku ma ci tane dëgg la dëgg la doom day on dirait que yéene néeg la borom moom day fanaan quoi doom day dama modeste dëgg la xam nga gars yi parfois dañ naa MSD modeste xam nga la mooy modesté mooy yàlla may la lu ne nga nëbbu ko ba kenn xamu ko dëgg la mais ñàkk a simple nag man simple ma parce que man en fait li may def dama koy dégager dëgg la mais xam nga la mooy modeste nëbbu li nga yor on dirait que tu es naturel quoi moi je suis naturel dëgg la man Turquie fii damay gis boo xam te ne parfois ma dégg ñoo MSD mi yorul dara solo que si mi la fi nekkee mu mel ni ñoom dañoo am lu ma amut parce que Serigne Saliou Mbacké laa lay giñal lu tukkikat di am ci àdduna ba di ko ndamoo macha allah kaar yàlla yokk am naa ko dëgg la yaru ni telaw dëgg la bañ naa ko bu ñu wax am public sax du ma bëgg a mettre kenn en l'aise xam nga lu wax gars yi góorgóorlu leen man de yàgg naa fi te aw ma dara wallahi am naa lépp maanaam li xar lekk bay Champs-Élysées Paris dama fay am boutique dëgg la ak London dëgg la ak États-Unis ak Congo ak Abidjan dëgg la ak faneen moi je fais plus que ça dëgg la mais xam nga la moo ci def ay ree ma gis ne ay nit ñoo xamante ni ñàkkal nañ seen bopp fayda jàpp ni ñoom luñ am nit leen ko war a defal amuñu détermination ak gëm-gëm ci parce que nit boo demee ba gëm ni MSD li mu yor dañ ko koy jox mooy yow jàpp nga ni àdduna kuñ joxul mën ta am déedéet macha allah kaar fii ku ni sa dërëm a ngi fi da ngay fen dëgg la barki alxuraan karim je défie tout le monde dëgg la te teguma ko bët mais wax ji daf maa gën a doon jàmbaar daf maa gën a yëkkati ngir ma gën a am courage ma xam ni am na ñu ma xeeb trop wax ji du ma ko rafetal de dëgg la am na ñu ma xeeb trop ci dëkk bi dëgg la souvent da ngay toog ak gis sax nga gis na muy communiquer ak yow nga xam ni dalay coytu pour bëgg a xam dëgg la damay dégg sax ñenn ñi naan solo que mi la fi nekkee bañ egg Sénégal barki Serigne Saliou Mbacké bañ eggee Sénégal bu la jëndee avion ma jënd jet privé dëgg la wallahi wal kitaab dëgg macha allah la on dirait que suñu borom moom mooy joxe te nit ku ci nekk yaakaar naa ni li nga xam ne suñu borom war na ko ak yow da la koy jox gëm-gëm bi rek moom moo ci am solo moom la suñu borom soxla muy détermination bi engagement bi nga xam te mooy nekk ci doomu aadama bi ci loolu la ko yàlla fekk si donc loolu noonu xëy na moo nekk ci yow lu nit ñi xamul ba tax na dinaa nit koo xamul rek de ko wooye waaw communauté congolaise bi nag ak malien burkinabé dañ maa yëkkati maa ngi ren hommage un sénégalais Mor Bégué mooy njëkk a doon sénégalais bi ma honoré fii ci Turquie tëgg benn tournoi def ma parrain mu ñëw ma jox ma trophée bi ndeysaan sénégalais yi léegi la ñu bëri nangu de yàgg nañ maa topp ci réew mi de ndeysaan gars yi xëy di waxaat MSD kii la moo tax ñu koy jox trophée qu'est-ce qu'il a fait mais le petit il a fait son parcours imposé boppam bokk ci système bi dëgg la te kenn boolewu ko ci newoon naa ko Mor le mérite appartient à celui qui a commencé même si le suivant fait mieux man ko li nga def ñeneen dañ koy def te boo liggéey yeneen xeet la ñuy doon dëgg la moo ñëw bu fii là moom je l'ai vu à travers l'internet je l'ai vu gis naa foo xamante ni daanaka yeneen nationalité yi ñu ngi lay invité xam nga loolu tax loolu moo waral question bi parce que je l'ai vu parce que tamit du ma poser question loo xam ne gisuma ko c'est parce que dama ko gis dama gis sa relation ak ñoom ñu lay invité à travers l'internet à travers WhatsApp Twitter YouTube comme ni ma ko waxoon sànq rek yooyu yëpp dañ ko gis ba pare moo tax ma laaj la question boobu. gis nga Camerounais bi njëkkee ñëw fii di ma sollicité. sama yaram dafa daw. ndeysaan. ñëw waxtaan ak man dama suñu benn seer moo ñu fi yabal. mais baat bi ñu wax moo ma touché ce jour j'ai failli pleurer. ñu ma frère nous te connaissons pas. mais nous sommes réjouis pour toi. de ton courage. t'as pu réaliser quelque chose qui mérite de félicitations. ma xam ne ñi bokkuñu drapeau bokkuñu dëkk. dëgg la. barki Serigne Saliou Mbacké ñu def seen délégation. ñu am ci man yëg-yëg. ñu ma ku jar a dooleel nga. ku jar a encouragé nga. dañoo tëgg suñu bis. yaay invité d'honneur. dëgg la te wallaahi xamuñu ma. ndeysaan. xam nga lu ñu def bloc de billet lañ ma jox. ndeysaan. defal ma table ca kanam. ca kilifa ya toog seen ambassade ñëpp toog. defal ma fa réservation. dëgg la ma ñëw ci xew ba 1 heure et quelque. ñu arrêté son yëpp. jox jijee bi micro. ndeysaan. tegal ma escorte ay major escorté ma. ndeysaan. ñu yuuxu sama tur. ndeysaan. ndeysaan. ñëpp di ma tàccu gauche ak droite. on dirait que loolu dara fayu ko. te salle bi ñi may tàccu ñëpp benn sénégalais nekku ci. ay Camerounais la. ndeysaan kon sama gars yi xam naa ne li mat a leeral lépp leeral na ko mais kon day dem régie ànd ak seen caméraman laay ma koy béggee au passage naan ko. sunu xale yi
acca kon sama gars yi émission bangok fii si Diaspora TV 73 lay amee fii ci Istanbul ñuy wax waa Sénégal rawatina waa Istanbul ñu waajal ko bu baax a baax seen xarit seen mbokk seen doomi ndey Mbaye Babacar moo leen ko fas yéene jox comme ni ngeen ko bëggee yéen waa Sénégal ak li ko wër rawatina waa Istanbul xaar leen ko ndax du yomb fépp fu Modou Modou nekk les coins les recoins dana la fa fekk waxtaan ak yow dalal la waxtaan ak yow ci li nga xamante ni moo di actualité waxtaan ak yow ci li nga xamante ni mooy difficulté yi Modou Modou yi dund kon gars yi nañ ko xaar tous les dimanches lay am à partir de 18h Diaspora TV 73 yéen waa Sénégal na ngeen ko taaxirlu ndax dina mel ni njërndéem seen xarit seen mbokk seen doomu ndey Mbaye Babacar moo leen ko fas yéene présenté ci bi émission ndew lu rëy ay ci sama gars yi ñu dem ñoo ngi bëgg a dem mu jaral leen lu ne. kon gars yi dañ leen rési ñëwaat kon dañuy daal di ñëwaat ci seen émission bi nga xam ne mooy Diaspora 73 danoo demoon rési waaye tamit ñëwaat indiwaat nañ antenne bi ba tax na tey fi may daal di tàmbaliwaat ak MSD général tout simplement mooy lan mooy relation ak congolais yi ndax gis nañ muy demalante ak ñoom di dikkalante ak ñoom ba tax na bëggoon nañ tey nga wax mbokk téléspectateurs yi lay seetaan à travers Diaspora TV 73 nga wax leen lan mooy relation bi MSD am ak congolais yi. congolais yi macha allah sagal nañ ma sigil nañ ma dañu maa bëgg. te ndeysaan ñoom dañuy gis seen bopp ci man joie de vivre bi nekk ci ñoom moo nekk ci man ñu gis audacité bi nekk te ñoom ay nit ñu firi lañ ay nit ñu non simple lañ te may say comme ñoom moo tax ñu bëgg ma. gis nga tuddee ma rek concert bu mag moo fi amoon hérité dem naa ca concert ba def yëfu congolais. waaw gis nañ la tout simplement. sañ lu rafet internet gis nañ sant bi. ñëwee ba lu rafet macha allah ma baatare fa. ndeysaan lu rafet. ndeysaan muy communauté boo xam te nag ñoom dañ maa bëgg yëg ma. tax du ma si xeebal kenn bisam. même bu ñu amee anniversaire. damay bàyyi sama yitte yëpp daal dem ba ci sama mbokk guinéen yi lu ñu invité lu ñu xewle dañuy ñëw invité ma man daal diaspora africaine bi nekk yëpp Istanbul soo bëggee dégg jox na la bopp man maay le chouchou mais Pape Diouf gis nañ mu tëgg fi concert dégg lan moo waral loolu il coow la bëgg quoi xam nga Pape Diouf dafa ñëw Turquie am ku fi tëggoon foire benn sénégalais moo fi indi Pape Diouf kooku maa ngi nuyu Mame Thierno rakk Cheikh Awa njëkk na maa jox numéro am ne ma kii dafay tëgg foire. contacté ko ngeen waxtaan nee naa ko boobi mooy rek communication dëkk bi man ko jox ko sama numéro. Istanbul chez moi. effectivement sama town la. soo fi ñëwee yaa may contacté moi je cours derrière personne. contacté wu ma dama ko contacté. dëgg la sama grand Sémou Niang maa ngi koy nuyu de passage nit ku ma bëgg yaa ngi maa jàppale woo na ma fi ni ma diw dafay tëgg foire. dama bëgg ngeen xamante ma ne ko Mame Thierno waxoon na may mbiram su bëggee na ma contacter je vais pas envers lui mooy ñëw envers moi. mais Pape ñëw na ci dëkk bi ay sénégalais ñoo ko dalal ci dëkk bi. sénégalais yoo ko dalal xam nañ MSD. te sénégalais yoo xam nañ ni showbizu dëkk bi man la. mais booy tëgg fii showbiz ngi jaaroo ci bunt bi mooy showbiz ba du neex. dëgg la mais dafa am ñoom tamit dañoo bëgg buzz. xoolal bu mbir xewee. dañ koy bëgg a aki moo bëgg a wane seen i bopp ci caméra ngeen feeñ ci caméra sax tax ngeen am buzz. xorom si nekkul ci yéen. siiru bi ci man la ko yàlla def macha allah. yaa ngi dégg. yaa lépp gars yi teggi ma fi. ndeysaan. ku invité wuñ ma. la rentrée studio invité wuñ ma yëgaluñ ma ko tey jii ki ko tëgg su ma ko waxoon avantage am la. damay téye communication bi sénégalais yëg ko. dëgg la ku bëgg a dem avantage yu waykat bi de Pape Diouf la. d'abord moi je suis l'ambassadeur de la culture sénégalaise je défends mon pays. Wally Seck sama xarit la sama waykat la te j'ai une bonne relation avec plusieurs artistes. effectivement Pape Diouf amuñu relation. xamante wuñ. mais yàlla xam na ni su ko ñi waroon a indi fii ñu jaarale si man. dinaa ci def lépp lu ma doon def ci bisu Wally Seck. ngir bu rassurer c'est un Sénégalais qui parce que tu défends la culture sénégalaise man je combats pas le Sénégalais. damay dimbali Sénégalais. mais nag buñ ma teggee joxuñu ma sama cër dem jëli ñu leen neex. xam nga lu ma si am. toog ba à la veille ma dajeeg Ndeye Binta sama sœur bi à la veille du concert du Pape Diouf. dama MSD ba suba di ngeen ñëw ci concert du Pape Diouf bi man ko non du ma ñëw mënu ma yéen faramaare ni man ko ñun quoi dañoo weex donc. indi lu ñuy invitation ngeen bëgg ñu ñëw. certes Wally Seck c'est notre frère mais nous on défend la culture sénégalaise boo ñu invité ñu ñëw. mais j'ai pas reçu d'invitation du ma ñëw. dëgg la mais si noonu lay laajee MSD nan nga gisee sabotage bi lors de la veille ci bi ñuy def inauguration stade Abdoulaye Wade bi foofu ci Sénégal nan nga gisee sabotage bi ci am ndax Wally Seck au veille moom lañ gisoon mu leen def lancement yi def publicité yi donc tey gis na ci sabotage boo xamante ni bëggul nañ xam MSD général nan nga ko jàngate. am naa ci lu ma metti trop. déception totale. parce que Wally Seck ni mu sonne ci inauguration stade Abdoulaye Wade Diamniadio bi. dëgg la moo njëkk a def vidéo ci stade bi. war a def benn son aki moowu ko. mu woo ci Thiat Seck. woo ci Fallou Dieng.
woo ci Sabel sama jigéen ji maa ngi koy nuyu. woo ci Pama. dëgg la woo ci El Hadj Keita. ngir ñoom ñoo ñëpp artistes yi mun a participer. ku ne ci son gis sa bi bopp. mu way ci président lu neex. ndeysaan président jam naajo laa lay xaar. ndeysaan. respecté heure ñëw ci stade bi bokk ci artistes yi fa njëkk. ak 14h. dëgg la sénégalais yi am na ñu jógewu fu ne ci àdduna. dëgg la ngir li ñu dégg ni Wally Seck. daa war a jouer ci stade bi. dëgg la gis nga jamono bu ne siècle bu ne ak kiy xaw c'est le siècle de Wally Seck. effectivement c'est son époque. dëgg la quoi moo fi ne mooy musique. puisqu'on dire mais Wally moo fi Seck nekk actuellement. sénégalais yëpp di ko xaar ci stade bi. dëgg la mu war a ñëw def playback ànd ak ñim àndal. dëgg la yéeg ci kaw scène bu kenn ni Wally Seck dafa geddee bu leen ñu yàpp dafa yéeg ci kaw scène. dëgg la mais Wally Seck fu mu dem day yóbbaale micro am. téye micro am. yéeg ba ci kaw scène taxaw. di xaar musique am. dëgg la gars yi di ko tegal son wi waykat yu yeneen dëkk. ñu koñe ko. ngir mu rafetal. ànd ak patience taxawaat ci kaw scène bi. di xaar di xaar. ci li ma jot a dégg ci presse bi gars yi naan non clé bi nga xamante ni moom la joxoon ñu yore waa régie clé bi dafa réer. ça c'est du n'importe quoi respecter les sénégalais waay. c'est le ku toll ni ku yore foofu régie. di nga réeral clé USB bu ñu la jox son. dëgg la non mais arrêtez c'est un professionnel qui était là-bas. dëgg la ci li ma dégg ñu ni ñu remaat leen ñu joxaat leen beneen clé. bu son bi nekk ñu kale son bi waykat bi taxaw plus de 15 minutes sur la scène. am lu ko metti mais mu ni naa xaar ñu teg son bi ma bëggal samay. amateur dëgg la taxaw ba son teguñu son bi si la wàcc daal di nuyu public bi. mais loolu mooy acte noble. peuple bi ñu nekkoon ci stade bi di réclamer Wally Ballago Seck. dëgg la. ñëpp di ko réclamer. ñu def jëf ju ñaaw. jëf ju salte. dëgg la jëf joo xamante ni c'est même pas joli dans la culture sénégalaise. dëgg la gis nga loo gis si àdduna day am relais. suñu papa Youssou Ndour dama ko bëgg Sénégalais yëpp a ko bëgg kenn bañu ko. dëgg la c'est le roi di mbalax. dëgg la fi mu yóbbu musique. Sénégalais mosu ko faa yóbbu. nous sommes fiers de lui. dëgg la mais aujourd'hui il n'a pris rien à prouver. dëgg la il a tout fait. dëgg la notre seul espoir. c'est Mariasine Meïssa Bigué Mar. Wally Ballago Seck. mais Wally c'est mon frère. Wally sama xarit la. ndeysaan dëgg ba pare Wally Seck man la bëgg maa koy bëggal. dëgg la Wally bu ma gisee nii nee na sañ see bàkk la. dégg-dégg bi ci maa ngi moom la nekk. ndeysaan ndeysaan Wally bu gisee sama feeling. day kontaan. moo tax mu simi woon moom mi fii Istanbul. di ma MS yow la. te nag coow lee fi nekk nag. ragal féete day xañe wërsëg. man de MS des général. le président de toutes les Faramareen d'Istanbul. Wally Seck képp kuñ koy tëkkale ci musique ñu ngi lay ndax. effectivement xoolal ñoom ñëpp moo leen dàq way ba pare c'est un artiste au complet. effectivement playboy mën a sañse am feeling. neex nit ñi tabe yëgul boppam. presse bi ñu ne le Sénégal contre l'Égypte ci élimination yi moom mooy def ouverture bi daal di jouer loolu. tey jii gis nga xoolal ñi nekk fi di def lii. musique am na concurrent mais xam nga concurrent bi lan la ci baat ci way. ci son. ak ci image. loolu la mais buñ jàppee ci def ay pexe nii. mënuñoo gaagaagal booy bi Wally Seck c'est un star gis nga même bu wayul woon bu taxawoon ni kese nii mbooloo mi dañ koy topp parce que il a le charisme il est stylé yow gis nga waykat bu gën a stylé Wally Ballago Seck non de la amul amul quoi gis nga waykat bu dàq Wally Seck live déedéet non non amul gis nga waykat bu gën a tabe Wally Seck amul gis nga booy yëpp ñu koy tëkkale nii dañ leen di nax non mais c'est parfaitement normal parce que tey jii su ma bëggee dara damay xool ki nga xam ne moo nekk au sommet ma teg ko bët mooy tax nit ñi xam ma artistes yi benn instant tamit li ñu def foofu noonu du ma leen baal tax Wally moom ma fi nekk il fallait que ñu teg ko bët gaynde man ragaluma li may wax dëgg la damay jaar ci digg bi gis nga Sidi Diop dafa mën a way dëgg la daa am voix dëgg la di artiste musicien bu complet dëgg la yor naa contact am dañuy déggante dëgg la mais gis nga concurrence dafa baax dëgg la mais tey jii Sidi pour man polémique bi nag néew ma nag c'est Sidi qui l'a créé benn concert rek laa koy jox dëgg la moom li koy yokk mooy fait sa musique à sa façon dëgg la bañ a roy kenn gis nga ki ngay copier doo dem dëgg la xam nga MSD la moo tax ma doon phénoménal ci li may def j'ai copié personne su ma la posé une question ne MSD ni kan lay solo ku may indil je imite personne non parce que da nga yor sa propre fashion mais Sidi Diop Wally Seck lay copier les live sont là dëgg la moo fi taxaw ni ko mag ji dama laa bëgg ndeysaan ndeysaan mag yow laay roy dëgg la Wally Seck bu takkee ñetti seen ngeen takk ñetti seen dëgg la su ubbee ngeen ubbi dëgg la bu sëkkalee ngeen sëkkal dëgg la bu indee ritambale ngeen indi ritambale yow li fi def lépp FSD defu ko fi dara defaguma fi dara mais yow kon yow fa nga jëm ak sénégalais yi yoon xam nga waaye pareeguma waaw léegi MSD général bu loolu weesoo dañoo bëggoon a xam sa relation ak jeune fille ndax MSD gis nañ à travers sa relation xale yi jigéen ñi xam naa ne ku bëri ger nga
waaw loolu moom. mais dama jantal. dama mën a sincère. dama bëri feeling. dama bëri cas. rek daa neex sax gara yàlla bi. xale jigéen dañoo bokk civilisé. dëgg la man dama civilisé. dëgg la xale jigéen dañoo bokk am cas. kon yow on dirait que xale jigéen kon yow li ni wër. man la l'homme parfait xam nga la mooy l'homme parfait. waaju nangoo liggéey. di dundee ñàkkam. gëm boppam. ba pare dama investir sa bopp ku jaral nopp la. mais nag gëm nga sa bopp de gëm nga sa bopp. man. oui on dirait que. damay doxaan ci jigéen ñi. dëgg la. am jigéen ñu may doxaan. te jigéen ju baax war naa mën a gis góor gu baax gu mel ni man gu jantal. waaw loolu am na. mu di ko doxaan. mais waxtu bi xale bu jigéen ma doxaan. da ngay perte. waaw mais nag de là mais ñaata gel nga am on dirait rek ñaata gel. ah bon dans le passé ku bëri woon ay gel la. dans le passé de actuellement. titre foncé. wala da ngay bañ. non ki may wax ak yow nii. titre foncé. non balaa nga dara nga dégg madame Diop mais dans les jamono là. damay am gel Paris am gel Belgique Italie aux États-Unis. kon yow on dirait que da nga pundal àdduna. kan man. non xam nga nag tarfakala nag xale jigéen nag dañ maa bëgg. ndeysaan. ndax man dama investir sa bopp. te it boo investir sa bopp. kon daal xale yi jot nañoo xeex ngir MSD. xeex xuloo man de yëngu fi ay xeex ndax man su may doxaan ak yow des romantique day neex. te dama lay may confiance. dégg ma lii. te man dama mën a doxaan. non su may doxaan TV fii lépp su may doxaan. du ma la doxaane poos. dama lay doxaane sama bopp l'élégance la charme. ba pare li jigéen bëgg mu ngi ci man damaa neex jamono. dama lay waxtaan lu neex ngay ree. mooy xeeñ parfum bu neex Dior Sauvage. sa xol di sedd. lampe borom parfum yi lampe Wally Seck yaa koy jaay parfum. Doro Gueye ba ci Macky Sall ba ci MSD lampe publicité Diaspora TV. ndeysaan MSD général kon dañuy génn foofu rek su ko defee mu bëggoon a xam ban conseil ngay conseiller ñi nga xam te ne ñooy ay nouveauté ñu leen wax Dakar. waaw moom Dakar yi. li ma leen di conseiller mooy. bi ci njëkk mooy bu ñu yàkkamti. dëgg la. àdduna dara xëyul sotti. dëgg la loolu doonul sëriñam doon taalibeem te boo yàggee ci teen bi baat fekk la ca. la plupart des personnes ñi nga fiy gis ñëpp. ñu fi yàgg lañ. dëgg la. ñu fi yàgg lañ. dëgg la. ñu fi ñëwoon 2012 wala 2013 am na ñu ma fi àndaloon 2012 ñu ñëw. dañoo xàddi ñibbi. dañoo ñibbi effectivement. j'ai eu le courage de rester. effectivement. am na comme maa ngi koy fàttaliku bi mu ñibbee ndeysaan daa dem gisee ak sama papa wax ko coono yi nekk ci dëkk bi. ndeysaan dëgg la. sama waajur daf maa yërëm ni ma ñibbi si. ndeysaan. ma ne ko père du ma ñibbi si. boobu yërmande ji mi ngi daw ku ne xam na doom. ma ne ko père du ma ñibbi si. bàyyam ndeysaan damay liggéey ba am li ma bëgg. Dakar bu fi bëgg a muuñ bëgg a sourire. faa ko sonn. bëgg am fierté sa bopp. ah mon ami di nga souffert. dëgg la là moom je suis di nga dund lu metti. dëgg la. lu metti. te nag ku bëgg sa suba neex faaw sa tey metti. waaw boo bëggee man bi ma jël Turquie en 2012. première chambre bi ma dëkk. conditions yi doy waar. metti. ñu ma dëkkoon côté yi ci ginnaaw dans une chambre grand benn chambre. si la toilette nekk ab ci biir. amul waaj. dëgg la barki alxuraanu karim dañuy teg ni gaz bi. grand je me rappelle Turquie toog nañ fi ay weer macaron la ñuy ndekkee di ko añee di ko reere. loolu lépp yaa ngi toog di ko muñ. dañoo demoon ba tablette nen yi dafa bëri suñu biir néeg. ndeysaan. bu ñu xëyee nga dem jënd benn mburu intélé toj sa ñaari nen lekk. bu ngoonee nga ñëw lekk sa macaroni naan ndox. ndeysaan. parfois jaay mi neex parfois jaay mi metti. Dakar yi il faut ñu leen di wax dëgg. dëgg la. boo leen bëggee fii ngeen am fi teranga. day metti ci yéen. ku leen day neex mu leen nax. grand barke Seydina Muhammad aduna dara yàggut. dëgg la. maa ngi fàttaliku man ay diir yu gàtt. tëdd naa sama kër. ñàkk xëy na ñàkk bagage. dëgg la ci moment bi may ambulant. et puis ça celui qui aime se battre doit savoir le goût de la souffrance boo bëggee tekki faa nga nangoo sonn ngir mu jariñ la ëllëg. Dakar yi gis nga dëkk boo fa demee. dëgg la. da ngay wut référence. xam nga luy référence. nga ñëw ci dëkk nga xam ni MSD mii jàmbaar la. dëgg la. nga def ko référence. gis nga ku la awma référence. mun nga am sa objectif bopp nga atteindre ko nag. mais là il faut être fort. mentalement. dëgg mais est-ce que gars yi sont forts. il faut que nga xool ki nga xam ne am na détermination ak gëm-gëm bi. parce que man aujourd'hui xool ci moom di jàng macha allah car man tey jii dëkk bi référence la comme neex a comme naqari. dëgg la. mais man j'ai été fort mentalement man combattre nañ ma ci façon bu ne. dëgg la. dëgg la. bu ñu waxee ba pare man leen da ngeen di sóob. man la général MSD je dirige dama fi def loo leen deful woon. dëgg la.
léegi Dakar bi doog a ñëw lu tax man mën koo gëm lu ko da ngaa doon référence. da ngay ñëw nga gëm ne MSD mii bi mu fi ñëwee ci marchand ambulant la débuté. ci la jaar te man j'ai ambulant la montre 3 ans. di jaay montre Saat Ombech Télé. Black Lee Kemer. liggéey naa fabrique. dëgg la liggéey naa ci boutique. mais Dakar yi doog a ñëw lépp yi ay noble lañ. dëgg la da ngay gis Dakar bu doog a ñëw boo xamee la non grand man du ma téye cantaa gi quoi di wër di jaay. man dama bëgg xëy sañse dem Béazit. léegi nga gis benn MSD boo xamante ni. saa bu xëyee lum dee li muy sol ça coûte $100 ou $150 macha allah. nga bëgg cee roy. mais yaa ngi roy koo xamante ni bokku leen. bokku leen et puis boo bëggee mel ni te sonno du ça ne marche pas. aduna lépp ndànk-ndànk la. dëgg la. man bi may ñëw fii Turquie sama yére yëpp laa maye. maa ngi fi wàccale 3 jeans 4 jeans. téye naa ko presque ay 6 mois. mu bii tilimee ma fóot bii fa laa tolloon. di liggéey lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche. di génn 10 heures di dugg 1 heure du matin. dëgg la. gis nga période boobu. aduna étape par étape la. boo duggee ci kër nga bëgg a dem 4e étage. da ngay jaar première 2e 3e. même bu dee ascenseur ascenseur bi du tëb mukk ni la 4e. non non porte par porte la. dëgg la. te pourtant bi ma ñëwee noonu. fekk naa fi ay grand yu fi nekkoon ma fan leen trop. ñu mën a sañsee ku ci mel ni Kayal Mbaye grand ji bi rasta di teg lu leer. li ñuy def. gënuñu ma ko woon a bëgg. mais xam nga lan laa xam. tuuti day xam les kam. dëgg la. je viens d'arriver ñu du ma leen roy ah. grand yi ëgg nañ ils ont fait des années ici. dëgg la. peut-être tabax nañ R+2 bi. lu bëri wàcc na leen moi je n'ai rien. dëgg la. damay dund. vie bu baa bi. ñu kii ñu découragé wu mënatuloo liggéey li parce que loolu dafa leen nagam loo. parce que ñi nga xalaat naan kañ lay dellu Sénégal lu yëpp dafa nekk charge boo xam dafa nekk seen bopp donc yow mi yàgg ci dëkk bi dund nga loolu xam nga loolu parce que loolu dund la ndax nit ku nekk lu mu dundul mënu ko wax parce que du nga ko dund moo tax ma bëggoon quelle est votre sensibilisation à travers vos frères qui sont ici amuñu kayit ba léegi ban na ñoo xam ne affaire moo tax mënatuloo liggéey. dëgg la foofu balaa moo koy tëj li may conseillé Dakar yi. yéen ñi doon gan ci dëkk bi. ku ci liggéeyul fabrique. xëyoo gàddu cantaa gi dem jaay. amoo client boo xamante ni balaa semaine bee dee. mën ngaa am ci moom 150 euros wala 200 euros ne la wóor ni yaa ngi nelaw. dëgg la. xam nga tax yaa ngi nelaw. li nga jotoon a denc sa kër moom ngay génne di ci lekk. dëgg 1 milliard nga chômé pendant 10 ans saa boo xëyee di ci lekk bu yàggee mu jeex. bu yàggee mu jeex loolu am na dëgg la. ñi da ngay dem liggéey renforcer li nga yor. gis nga dëkk bi dafa metti nii ñiy liggéey yëguñu mettaay bi. dëgg la. ñu ngi mos. dëgg la. fii ku liggéey mos waaye fii il faut ñu wax Sénégalais yi dëgg bàyyi leen cargo ji ngeen di fréquenté. wax ji nag day leer je généralise pas de. wax ji day leer. su fekkee yow dañ laa jël ci benn cargo. nga fay liggéey nga am fa salaire. toog nga fay toog perto. dëgg mais imagine toi fii gars yu bëri duñ la wax dëgg quoi ma ubbi sama cargo. ni la sawaay boo xëyee day jaar ci cargo bi diw boo xëyee day jaar ci cargo boo xëyee ñu ne daan jëf defar sunu thermos café Touba nga ñëw ñu xel la jaajëf nga naan. man am naa samay client moo tax ma ubbi cargo di takkal nit ñi ay colis muy dem mais est-ce que maa ngi xalaat ce jeune qui vient d'arriver est-ce que am na client amul benn client. c'est parce que c'est lui qui est le perdant. léegi dama lay utiliser nga di ma takkal samay carton bu semaine bi jeexee man la jaajëf waay bokk nga dem ci mbedd mi xuli muy 100 wala 200 tu n'as même pas un salaire. moom on te respecte même pas ki ñu liggéey di am salaire. ndax ma lu ñu la wax bu neexee ma mosal la mais moom mu ngi mos hein. yow nga toog di xaar yow yaay am brent. dëgg la effectivement. yaay am brent. parce que moom mu ngi liggéey yow liggéeyoo. te barki Serigne Saliou Mbacké ñu ngi ci lan samedi. dëgg la. ajuma gis nga mën nga ko xëccaat tey mu ñëwaat. déedéet. beneen ajuma day ñëwaat mais nan lay ñëwaatee ci beneen date ak ci beneen weer. jour bi xas ba jàll mënatoo. jour bi jàll du ñëwaat gis ngeen Dakar yi barki Serigne Touba Mbacké Turquie gi ngeen nekk nii. metti na trop. ñi jàng fi am xaalis nag wax ji na leer man du ma leen fen. dëgg la barki Serigne Saliou Mbacké ñi jàng fi am xaalis. dëgg la. loo yaakaar ni Modou ba nekk Amérique mu ngi koy am Sénégal Modou yi nekk Turquie ñu ngi koy am walaay ndeysaan. xam nga ñen ñoo koy am. ñi ko bëgg a am. nangoo liggéey ak ñi ko gëm. surtout ça. sama gaay gëm leen dóor waar. dëgg la. da ngeen bàyyi nag détails yi. dëgg la. da nga gis ñoom tamit dañuy xëy toog ci cargo xam nga lu seen profil. MSD li mu def statut MSD li muy fecc MSD macha allah mu ngi liggéey mu ngi am xaalis macha allah car. léegi MSD dem leen liggéey te bàyyi détails. léegi wàllu kayit yi ci ñi nga xam te ne ay Dakar lan amuñu ko ba tax ñu découragé wu foofu leen bëgg rek nga dugg ci comme ça bu ko defee ñu daal di tàggatoo. mais mooy ñàkk patience bi ba léegi grand man depuis 2012 je suis là aw ma papier. dëgg la. xanaa papier tey jii buñ koy wax man yaakaar naa Istanbul boo dajalee Sénégalais fii yàgg yëpp barki Serigne Touba Mbacké ñëpp ma yéene maam kayit. dëgg la. mais grand nit da ngay am imaam. nangu ndogalu suñu borom. grand barki Serigne Saliou Mbacké. su fekkee fay euro wala fay dollar mooy tax nit am kayit. luñ ma fayloo mun naa ko fay macha allah mais yàlla dogalu ko. dëgg la.
il faut pas se focaliser si les papiers ba nga fàtte li la fi indi koom-koom bi. dëgg la kayit bu am xaalis lañ bëgg waaye sama gars yi. nee na ndax xaalis moom moo tax nit ñi tukki. grand dëkk bii nii ba xam nga ni. man maa dévoilé sama ñàkk kayit ba ñu ni xam ko. dëgg la mais ñu bëri dañoo foog ne man j'ai des papiers parce que dundu ma ko de. parce que man temps is money grand man téye grand téye laa gëm. grand argent. grand bii nañ ko wut boo ko amee dañ lay respecté. am nga lépp boo ko amee am nga lépp ah. non du question am nga lépp sax xaalis. dëgg la ne fait pas de l'être humain. dëgg la mais dañoo nekk dans un monde boo xamante ni man du ma ko raay. gars yi xaalis lañ gëm. dëgg la donc en général pour vous pour émission yi bañ a kii rek ñu tirer un mot de la fin parce que ku ne xam na ne actuellement li ñuy joxoon ci waxtu mat na ba ñu ngi xaabaabal waaw léegi daal bëggoon naa mot de la fin pour ñu tirer ko rek mu gàtt bu ko defee ñu rendre l'antenne ndax xam na ne mbokku téléspectateurs yi seetaan Diaspora TV 73 international rawatina fii si Istanbul tey ñu dalaloon général MSD ba tax na ñu bëgg a tirer un mot de la fin rek ngir mu nuyu mbokku téléspectateurs yi koy seetaan bu ko defee ñu rentre l'antenne ndax dañu mën ci waxtu mat na. jërëjëf Babacar Diaspora TV 73 maa ngi lay remercier di remercier sa cameraman Abdou ak équipe bi nga àndal yëpp félicitations à vous merci. Le mot de la fin damay adresser un message à son excellence monsieur l'ambassadeur général Cheikh Gueye. effectivement nga xamante ni moo fi papay Sénégal. effectivement gis nañ liggéeyam gis nañ ni mu taxawoo Sénégalais yi wax dëgg. yaay di sunu kilifa daal. yàlla fanam gudd yàlla na ko yàlla grand Cheikh ñu ngi lay ñaanal en forever. waaw liggéey bi rafet na. effectivement mais na gën a yokk. dëgg la. y a plus de 5000 Sénégalais en Turquie. coono yu bëri na accès aux santé sénégalais pour ñu faju metti na. dëgg la. bi ma ci gën a metti nag du ma tàyyi di ko jooy doomu sénégalais yi nga xamante ni parfois ñu xëy dajeeg ay policiers turcs ñu contrôle leen pour un titre de séjour bi nga xamante ni Turquie ñoo ko refusé certains sénégalais. effectivement ñu jàpp si doomu sénégalais boobu téye ko ay fan bam neex leen ñu ni déporte. dëgg la. kon man c'est pas du respect. dëgg la xam nga tax ma ni c'est pas du respect. Turquie dañoo bëri Sénégal ils sont nombreux. te effectivement ñu ngi liggéey sur le sol sénégalais. avec la liberté. dëgg la pourquoi pas ñun ñu am fi tamit. kon war nañ mën a may doomu sénégalais yi jàmm fii ci dëkk bi. loolu nag j'interpelle le président Macky Sall. dëgg la. et son ministre des affaires étrangères xaw ma ministre de l'intérieur xaw ma kan moo ko ci yor. drapeau du gën drapeau. dëgg la. les ressortissants sénégalais doivent se faire respecter dans quel état. ils résident. effectivement loolu li ñu koy may nag mooy fulla ak fayda suñuy dirigeant. suñuy ambassadeur ak suñuy ministre dimbali leen doomu sénégalais yi nga xamante ni dañoo daw. manque d'emploi bi nekk Sénégal. fay ay millions ñii seen i yaay teggi seen i natt. ñii seen i yaay jaay seen i wurus. ñii seen i papa jaay seen i jur. ñii seen i papa jaay seen i terrain xamoo nu ñu fi ñëwee. ba ëgg si fii. jaayul lu ñuy tere. Sénégalais tapet la. lu dugg ci lu ñuy tere. mu xëy ñu téye ko ci mbirum kayit. ambassadeur bi nga waroon a def tous les moyens. jar na sax. sa diplomatie fi mu la permettre nga informer les autorités sénégalaises ñu bañ ñi doomu sénégalais bi kenn du ko déporté pour man ñi bala mu ñu ko war déporté il a commis un crime mais kooku nga facilité ko ñu jël ko sànniwaat ko Sénégal mais est-ce que xam nga ni tu as détruit un être humain kooku mën naa wàcc Sénégal perdre conscience daa di dof dëgg la daa di jaxasoo parce que ñun ay soutien de famille lañ et que li nga wax nii sax xam naa ni ki nga xam te ni moom moo yor baatu sénégalais yi fii ci Istanbul xam naa dina ko dégg te bu ko dégg incha allah dina ci bàyyi xel bu baax a baax parce que là moom c'est une message très fort vraiment. waaye nañu dimbali sénégalais yëpp. vraiment te sénégalais yi tamit. ngeen gën a booloo. ñu booloo yéeneente jàmm. doon benn surtout ça. yéene néeg la. borom a cay fanaan borom a cay fanaan loolu Wolof Njaay moo ko wax dëgg la. koo gis yéene ko jàmm. te Turquie day jeex. dëgg la. Mbaye Babacar fii laa la xamee. dëgg la mais retrouvailles day am Sénégal retrouvailles Sénégal la. Sénégal dafa tuuti. dëgg la. man de ñaan na yàlla bu ñu gisaatee. mu rafet nga sigg xool ma sigg xool la. ñu daw kootante. wallaahi azim te day am. incha allah rabbi incha allah nettali ba. dëgg la. gars yi nañ rafetal. waaye bala maa tëj ngeen bay ma tuuti rek. ba nuyu samay nit ñoo xamante ni. jamono tënk na ma ba dootuma gisee ñoom lu bari. dëgg la. grand Adama Ngom. dëgg la maa ngi koy nuyu di ko remercier nit ku sonn ci MST. dëgg la. grand El Hadji Dieng borom Joson. nit ku baax. ndeysaan. nit ku changé wul. dëgg la. El Hadj ma xamoon ba ma nekkee si nit di fa liggéey. muy xëy di bàyyi yitteem. di ma seet si. ba ma taxawalee sama société bii ba léegi El Hadj moom laa gis. ndeysaan. te nit ku ñuul dafa fiir. yëre lay jaay may jaay yëre. gis nga su ma woon place su yëre. mu doxalee na neen. dëgg la.
du ma ko wax fii ci caméra yi dama koy bàyyi ci lu mu nekk mais grand bët yi ma daan xoolee démb naa ma rakk dama laa bëgg dama laa sopp tu n'as pas changé dëgg la may rendre hommage ñi nga xamante ni dañoo fekke sama démb ñu xas leen ngir sama jëmm dëgg la ngir coonañ daan daj ci man moi Arafat Diallo maa ngi koy remercier Khadim Fall Samba Thioro Fall maa ngi koy remercier Badara Thioune maa ngi koy remercier Adama Gueye Mor Ndiaye Papa Ndiaye Teranga di nuyu sama yaay mama Aïda Khalifa di nuyu sama yaay mama Thioro Gueye di nuyu mama Soxna May di nuyu mama Ndioba Ken di nuyu sama yaay ju baax ji ma jàkkaar lool aji restaurant di nuyu waa Istanbul gépp bala maa pare nag di nuyu tamit non faa ma nuyu yow xam naa ne doo saf lu mbir ma koy may nuyu sama rakk ji nga xamante moom laa nekkal muy sama maalaw ñu naan ko Pape Sow Pisco dëgg la message bi na ma koy jox c'est très important dama ko jiitu ci dëkk bi xam lu bëri ci réew mi dëgg la man xaw ma defet de dëgg la guerrier laa dama ñeme de victoire victoire Pisco dafa ñëw ci dëkk bi ànd ak man dëgg la muy dégg lu ne ngir man ñu koy xas ngir man dëgg la bis ba ma ubbee boutique dama ko ba mu ñëw man ko rakk du man maa taxoon ñii di la xas dëgg la naan la kii bàyyi ko jaaytaar la gëmul dara da ngay teg cantaan gi dëgg la lootoo ambulant lu mu la doon jox semaine ma jox la lu ko double ndeysaan nit bu lay tiitaroo da ngay tiitaroo dëgg la Babacar nit da ngay mën sa nit waay dëgg la man ku ma xas ngir nit nit amul lu dul nitam ma woo ko sama wet mu ñëw yàqu ci dara nangul ma comme farine di nangulee boulanger ndeysaan fu ma ko yónni mu dem dëgg la ngir maa bëgg boutique bi ndeysaan yàqalu ma fi dara dëgg la ndeysaan benn conseil nag laa koy jox ndax nit ñi bëgg ñu ñaar ñu juboo ñaar ñu ànd dëgg la te déjà sax mu ngi koy subir dëgg la yéen ñi nga xamante ni yéenay dem ci Pisco di wax bu leen leeree ni barki Serigne Saliou Mbacké képp ku fa mës a wax ak loo ko wax am na fulla ju toll ni boo ko waxee ba pare dañ ñëwaat ci man jaar nii sa tur ak sa sant ni kii lii nga ma wax maa ko diggal lool ni ko boo ko defee duñ réeroo dëgg la te ñiy dem ci moom di ko wax loolu ñoo ñëwaat fii ci man naa ma sa waay yaa fi ne di ma ñaan photo man xaw ma yéen loo leen bëgg bañ weex na deret ma ko lal xam nga loo leen bëgg dëgg la gars yi am na ñoom tamit nañuy dem sax si moom naan ko sa waay gëmal sa bopp MSD ngay liggéeyal mais MSD dafa liggéeyal ay nit dëgg la ñu koy fay loolu la dajalee ba sottal lii dëgg la may boy pa sama gars yi kon ñu ngi woon si Diaspora TV 73 émission Thiono Modou Modou ñu dalaloon général MSD di kenn ci dëkk bi di ku baax xam nga di ku yaatu vraiment ñu koy ñaanal yal na yàlla yàggal taxawaay bi boutique bi yàlla na si ay boutique topp yàlla na yàlla wéral baat bi ba tax na ma naan rek Sénégal ñun ñëpp benn lan benn bopp la kenn mënu koo xañ ñaar Istanbul rëy na lool mais buñ delluwaatoon ñun ñëpp ñu bokk fu ñu jëm fan lañ jëm Sénégal lañ jëm nan bokk ndey bokk bàyyi defar xol yi kenn ku nekk yéen sa morom jàmm sa ndam na sa ndamu morom waaye tam sa defet ne sa defetu morom buñ ko defee rek réew mi dina jëm kanam suñ ko defee rek dëkk bi dina neex te kenn ku ci nekk la war ak suñu borom din ko am te kenn du yàqal kenn dara kon gars yi ñi ngi woon seen émission Thiono Modou ba tax na maa ngi nuyu bu baax sama yaay Oumou Thioune di ziar bu baax sama papa Gora Ndiaye di béggee képp koo xamante ni yaa ngi may safoo di ma béggee laay loobe sama maalaw international doomu nday Pagaye Mbaye doomu nday El Hadj Kayta maa lay béggee di la jaajëfal bu baax a baax a baax borom Pikine borom Gounass watkat bu ñaawul bi kenn di yow ci mim réew loo watul baaxul waaye tam di bégge bu baax a baax le grand marabout Mohamed Koyaté doomu nday Wally Balago Seck maa lay béggee borom gaay yi di ziar bu baax a baax Mohamed Kunta borom Dank Naar moo yow tamit kenn di yow gis nañ sa taxawaay ci ñun bu baax a baax kon gars yi moo ngoog di ziar bu baax a baax sama caméraman bu ñaawul bi laay buzz kenn du moom ci mim réew ciy laay mais doom ne bala ngaa delloo antenne bi dëgg la xel day fattu émission bi yàgg na trop ndeysaan mais xel day fattu am na ko xam te ni faaw ma remercier ko muy les grands stylistes Aga 3C te ñi faaw ma tudd leen ndeysaan muy El Hadji Mou Wali waa team général MSD 2018 ndeysaan laa toog ay xale yeew ni ma dañ lay invité ci benn groupe ma dugg ci groupe ba gis ñu bind thème général MSD. oh macha allah man leen groupe bi lan la ñu ne ma gannaaw ñun dañ laa bëgg te yàlla rek tax. ndeysaan dañoo créé groupe thème général MSD tudde la ko. ndeysaan tey yaay suñu invité du jour après boo la neexee nga génn. ndeysaan man leen abadan dootuma génn. ndeysaan yéen doo leen ma gën a gore. ndeysaan jënduma seen connexion. mosuñu maa gis. ndeysaan ñu créé groupe bi. bëgg na xale yooyu noonu. bokk nañ ci li ma yokk sama popularité. dañ daan xëy naa ma grand dafa décortiquer sañse. ndeysaan vidéo yi ñoo ko doon tas fu ne ci àdduna. ndeysaan El Hadji Mou Wali Seck. Choupita. ndeysaan ak xale yu góor yi te nekk xale yu jigéen ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm. ndeysaan xel day fàttu mais man bëgg naa bépp ma toogee ci caméra rek. ndeysaan képp ku ma mus a defal te nga sant ko da ngaa gore ndeysaan sant la. ndeysaan ndax jamono ji nag temps bi daf maa xat. wallahi ñi ma doon waxal démb ak barki démb mënatumaa tontu seen i message dëgg la mais nag nit nag boo ko bëggee macha allah lii nga koy ñaanal. ndeysaan mu dem ba xat.
xat gi yàlla doon mbégte dëgg la vraiment ñoo ngi remercier ñëpp nag di jéggalu ñëpp rek ci kàddu yi boo amee une erreur dëgg la on se excuse dëgg la mais Diaspora TV 113 ci kaw ci kanam gis naa si yéen détermination gis si yéen xam-xam ku nekk def naa man émission ci àdduna mais bu tey bii benn site la mooy mësu fee am site bii mooy site dina yi maa moo nar a jommal jamono man ba ma gisee ngeen ñëw indi seen agenda naa ma kii suivre na la pendant 6 ans nga xam ne waaye tam kii c'est un monstre le grand ménageur Moustapha Mbaye maa ngi koy béggee bu baax a baax di ko jaajëfal di jaajëfal Abdou Karim Mbaye sama coach bu ñaawul bi